mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu képp ku nga xamante ni bii safoo nga RTS 2 Canal 5 bu TNT waaye tamit ñoo ngi nuyu képp ku nga xamante ni bii yaa ngi dëkk fii ci Ngor. Alors c'est vrai que bi mooy sunu deuxième jour ci Ngor waaye nag mbokk yi damay kontaan parce que su ma gisee gaal gi nga xamante ne bii moo ngi nii ngeen di seen ak man dañuy gis ne que sunu gaal la ñu wax kon nag sunu gaal dafa mel ni lépp a ngi ci sunu mbokku pêcheurs yi bépp doomu aada bi nga xamante ne bii yaa ngi Sénégal mbokk yi seen émission Tam Tam ci RTS 2. dooretina kon nag du ñu def rek lu dul dans quelques instants ànd ak suñu xarit madame Guèye Maymouna Sy mu ñëw ak ñun ci historique naam dañu koy continuer parce que am na yu bëri yu nga xamante ne bi mbokk yi jot ngeen ko xam ci gox bu ñu tuddee Ngor bu ñu jógee ci loolu nag dañuy ñëw ci littérature ànd ci ak suñu xarit Abdourahmane tey nag suñu électron libre ñu ngi ko duppee la Sarène Léna bu ñu jógee ci électron libre mbokk yi xam ngeen ne saa su ne dañuy ñëw aussi ci découverte mu nekk aussi lu am solo ak suñu xarit Malcolm waaye nag li ñuy naan théâtre forum dañu ci ànd aussi ak ki nga xamante ne bi mooy suñu tonton Lamine Ndiaye saa su ne on termine l'émission en beauté ak li nga xam ne moom mooy vraiment météo ak Khady Didi dañuy am saa su ne invité avec beaucoup de plaisir dinaa leen ko présenter dans quelques instants mbokk yi ñu dem régie dellu si waat mën a nag yaatal waxtaan bi ci rond-point bi nga xamante ne bi c'est un rond-point très animé merci à vous de nous regarder alors ñu dem régie ma dem rejoindre sama plateau. waaw dañuy kontaan nag yéen ñi ñuy seetaan ci Tam Tam vacances parce que nag ça nous permet di visiter quartier yi di xam seen histoire waxtaan ak ña nga xamante ne bi ñoom ñoo fa nekk ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaye nag di bëral ngërëm saa su ne ki nga xamante ne bi mooy madame Guèye Maymouna Sy Maymouna c'est tout un plaisir à chaque fois de te recevoir tey nag nga ñëw ci couleuru RTS 2 jaune da cee bokk mauve bokk ci xëy na nga ñambaas li nga xamante ne moom mooy mauve ci non seulement yére bi mais ci maquillage bi maa ngi lay nuyu c'est toujours un très grand plaisir de te recevoir you look beautiful today. merci beaucoup thank you Yaham merci pour les compliments xam nga ñun dañuy topp sa tànk rek yow kenn mënu laa dab ñu jël couleur RTS 2 c'est tout à fait normal xam nga yow da nga jël RTS 2 bi def ko fii waaw mi ngi nii foog man nag comme damay yëngu ci wàllu art di ànd ak artistes yi bëgg couleur lool moo tax ma jëm ko def nii rek donc am mbégte di àndaat ak yow ci plateau Tam Tam vacances di nuyu ñi nga xamante ne boobu ba léegi ñu ngi accroché wu ànd ak ñun ñuy wër Dakar di leen ko di leen xamale ak gox yi nga xamante ne moo nekk ci Ndakaaru ñu des ci Ngor fas yéene nag àggali li nga xamante ne dafa jëm ci wàllu historique bi ba tey rawatina ci rond-point bi ak wàll bi nga xamante ne moo féetee ci Ngor. très bien alors di fàttali nag nekk Ngor mbokk yi dem na ba ca côté bële démb dégg ngeen ki ñu invité woon délimitation bi ñu indiloon waaye may fi nga xamante ne bi moom nga toog juste à côté ma démarré foofu man vraiment gaal gi daf may neex parce que sunu gaal la ñu wax te ci biir sunu gaal gi mais on a du tout alors nous formons le Sénégal kon nag yàlla na jàmm yàgg ci sunu gaal gi ak salaam bu ko defee ñun ñëpp ñu mun a joow gaal gi mu dem ca ca kanam. yaa xam gaal gi nii du ma ne gaalu Sénégal donc sunu gaal dama naan gaalu àdduna yëpp. ndax gaal gi boo ko xoolee. dalay fàttali histoire. boo ne dalay fàttali histoire dafay nduroo ak gaalu yonent yàlla noox bi. boo xoolee pêcheur yaa ngi ci biir yaa ngi koy wax sànq. may ma tuuti foofu ma ñëw ak yow ma teg sama baaraam. waaw parce que yonent yàlla noox justement fa la ne woon. bisimilaay mujjiraxa wa mursaaxa inna rabbi laxafuurun rahimun mooy gaal googule loolu ku ko wax da nga ci mucc loolu laa la bëggoon may tuuti. kon gaal gi fii léegi mu ngi fii toog. waa Ngor jàmm rek la ñu am. ak salaam macha allah Sénégal itam jàmm ak salaam donc lañ fiy dégg. jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm waaye mbokk yi nag dañuy baral nuyoo ki nga xamante ne bi tey mooy sunu invité parce que dañu koy faral di wax émission bi du mën a neex mbokk yi te duñu am ay invité yi ñu ni ay informations yi ñu partagé ak yéen tey may am mbégte di recevoir monsieur El Hadj Baytir Samb monsieur Samb maa ngi lay nuyu. di la dalal jàmm bu baax a baax ci plateau bi kontaan nag vraiment ci accueil bi nga xamante ne bii waa Ngor yëpp vraiment accueillir nañ équipe bu RTS 2 monsieur Samb. waaw ñu ngi lay sant di la gërëm. ci invitation bi nga xam ne moom ngeen ñu invité fii. ak dëkkuwaay bi nga xamante ne tey mu nekk dëkkuwaay bu am solo. parce que bu ñuy wax Ngor dafa bari ay pàcc yu bari yu si ne. dëgg la donc ñu ngi rafetlu déjà invitation bi.
dinañ partager lu bare incha allah. jërëjëf ñoo ngi lay gërëm di la sant mbokk yi du ma def rek lu dul daal di dem ca régie ba bu ko defee laaj vraiment réalisateur bi ak ñi mu àndal ñu indil ñu encore ay image parce que nag am na lu ñu leen jotoon a woon waaye nag dañ koy wëyal parce que nag Ngor yaatu na kon nag ñu dem xool image yi continuer waxtaan bi may ndax defe naa ne la ñu ca jëlee woon démb am na solo jóge na ci lu am solo ñu ne Gorée kon nag loolu lépp yàlla nañu ko yàlla boole di fàttali nag dinañu continuer incha allah mbokk yi di wëyal vraiment suñu tooge ni fii ci Ngor dinañ fi def ab diir waa may image yaa ngi noonu. waaw yaa xam yaa ko gis kon image yi nii lii c'est la Pointe des Almadies. Pointe des Almadies nag dafa bokk ci li nga xamante ne moom la ñuy wax patrimoine classé national. lu tax ñu tànn ko nag def ko patrimoine national mooy ne moo féetee fi gën a dugg ci biir océan bi ci Afrique du ma ne ci Sénégal rek mais ci Afrique laay wax ñu koy wax en français Finistère mooy Finistère de l'Afrique ba tey ñuy gis image yi nga xamante ne mu ngi nekk foofu ci côté Pointe des Almadies ak géej gi muy géej goo xamante ne nag dafa tekk tey xale yi danañuy faral di fa dem di fa firloo ànd ak seeni wayjur te li ci neex ya xam mooy ne boo demee foofu dafay am lu ñu naan lu ci mel ni ay xët waa ji mu ngi koy wax démb xët mooy ne ndox bi bu ñëwee day am benn partie boo xamante ne da ko fay bàyyi mu mel ni comme genre piscine xale yi dinañ mën di ci dugg di ci foo te duñu gaañu duñu am daal benn risque wala danger boo xamante ne mën nañ ko ci jëlee lii c'était quelques images yoo xamante ne jël nañ ko ci côté Pointe des Almadies am na tamit yeneen image yu ñu jël yu nekk foofu ba tey muy marché artisanal bi nga xam ne jotoon nañ ko wanale ak askan wi ci première édition Tam Tam Vacances muy marché bu am solo boo xam ne ñi dëkkee ci gox bi danañ fay dem wante ñii di suñu touriste bëgg Dakar lool bëgg fépp foo xamante ne site bu rafet la dañ fay dem ñu seetlu it na am na ay ambassade yu mag yoo xamante ne ci Ngor la ñu nekk Almadies foofu ambassade des États-Unis fa la nekk leneen lu ñu seetlu itam mooy ne dafa am benn partie boo xamante ne yaxam c'est devenu une zone mën nañu wax à la limite commerciale parce que bëri na ay magasins bëri na ay boutiques et tamit lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu commerce yëngu na ci bu baax a baax te particularité bi mooy ne guddi gi daana mel ni sax ci lay gën a mën a dox heure bi nii nga xamante ne ñu ngi def suñu émission ñoom seen journée heure bi lay tàmbali jëm 6 heures du matin. Voilà donc yooyu ay image la woon tamit yu ñu jëlee Ngor ba tey. Très bien alors dinañu dellu si waat ak yow May dans quelques instants waaye nag dañuy laaj suñu invité Pointe des Almadies yaakaar naa ne ku fa demul it xam nga ko xëy na monsieur Samb nga ñëwaat ak importance su Pointe des Almadies ci Ngor. waaw mooy comme ni mu ko waxee. suñu wax Pointe des Almadies damay dem ci Al-Mahdi soo demee ci alxuraan boo demee ba Faatiha fu muy jeexee dañ naa ihdina yahdi mooy jubal Al-Mahdi donc kuy jubal kii boo demee même ci français tubaab bi dañ koy dem ba di ko jéem a laam-laame di ko seet ñu ne Allah m'a dit Dieu m'a parlé Allah m'a dit machallah kon mooy Dieu m'a parlé yàlla wax na ak man donc Al-Mahdi mooy fi nga xam te ne tey foofu la xunta mi ne ñu ne Pointe des Almadies waaw tey soo bëggee lekk jën bu am solo maanaam mbërëm xaw ma ndax mbërëm man boobu xaw ma ko waaw boo ne bu ñuy wax mbërëm jën bu ñuy lakk ànd ak lu baray te mu bees tax gaal bi dafay teer léegi ñu daal di la ko jox léegi nga lekk jën bu am solo léegi loolu am na solo donc beneen dimension bi mooy lépp ñuy wax produit halieutique d'accord produit halieutique yi nga xam ne tey ci gox boobu ni mu mel mu nekk benn richesse bu am solo pour suñuy même maam ñi dëgg la donc dafa am solo Pointe des Almadies soo koy seet histoire am dafa yaatu ci cosaan dañuy wax góor gi may ma póon góor gi may ma póon d'accord muy rab bi nga xam ne ne bokk na ci rab yi gën a rëy ci àddina bi dañu dëkkee ci zone boobu donc tey foofu la ñuy sancee hôtel bi d'accord mooy hôtel boobu ñuy tudd pour bañ a tudd tur bi waaw merci maintenant bu ñu ay xeer la yu mag yu fa nekkoon ñu toj tund wi donc bu ñuy wax hôtel mu wax ne tey lépp loo xam te ne mooy dimension ci réflexion ci Sénégal liy yëkkati réew mi foofu la conférence yu mag yi doon xewe dëgg la conférence islamique conférence
même bu ñuy saytu wàllu àddina pour le développement même du Sénégal foofu lay amee. Très bien ñu ne la Pointe des Almadies kilifa bu mag foofu la sàncee muy le khalife général des Tidianes am fa kër ba tey këram mu nga fa. waaw sëñ Mansour. pas sëñ Mansour. Al Maktoum. këram mu nga fa ba tey. ça par contre. si biir hôtel bi ba léegi lu ñuy laaluñu ko te boo xoolee kooku nitu baatin la. waaw ñu bëri nag xamuñu woon loolu nag. loolu baatin la. soo demaatee si xunta mi mooy fi maam Limaamu Laay nekkoon ñu wax ne diggante xunta mi ba duggee si xeer bi mooy lay yóbbu ba màkk directement mu nekk bërëbu ñaanukaay donc mu bari ay mbir yu fa ne. tey bu ñu wax zone Almadies richesse bi fa am mën nañ la ko limal du jeex. ci wàllu diine si wàllu cosaan. ci wàllu économie aussi mu am solo si wàllu économie si dinaa si ñëw. mais si wàllu diine déjà. comme yaay booy dafay wax ci wàllu cosaan. dëkkuwaay ma bëggoon la ne potentialité bi am si suñu environnement juste si Almadies boobu. waaw ci wàllu diine sëñ Mansour tey mu ngi fay tabax juma. d'accord donc lépp képp kuy mag. foofu la aussi ñaari géej ji tase. très bien alors dinañ ci ñëwaat parce que yaakaar naa ne nag mbokk yi xam naa ne suñu invité bi incha allah dinañu mën a may jël ci moom ay xam-xam yu bëri parce que dooree nañ ci Pointe des Almadies waaye nag may sànq aussi yaa ngi koy wax wane nga ko tamit mu nekk côté culturel bi aussi parce que yaa ngi wax village artisanal bi mu nekk des artisans artistes yu nga xamante ne bi ñoo ngi fa ñoom itamit di bay seen waar kon daal defe naa ne fi ñuy wax aussi Ngor defe naa ne sur le plan économique ak infrastructure defe naa ne am na ay jéego yu mag a mag a mag parce que avant nag comme ni ñu ko suñu invité démb waxee woon ay tool la woon ak daal vraiment des cultivateurs et des pêcheurs. yaa xam fi nga laal nag foofu dafa am solo te yaakaar naa ne comme dañuy dox dem ci askan wi suñu slogan di encore plus proche de vous day baax bu ñu ñëwee ñu laaj leen ana ñoom nan la ñu dundee au quotidien ak li nga xamante ne mooy ay bërëbu liggéeykaay yu fi nekk ak itam ay yeneen institution yoo xamante ne ñu ngi fi nekk parce que li tax ma wax ko mooy ne boo xoolee à première vue day mel ni dafa am benn paradoxe Almadies ak bërëb yooyu ak institution yooyu ak këru liggéeykaay yi dañu bokk ci biir Ngor Ngor continue nekk un village traditionnel tout à fait léegi xéwal googu ak xawma tawféex laa ko mën a waxee noonu lañ ko mën a tuddee naataange googu nga xamante ne nekk na ci Ngor ndax waa Ngor ñu ngi ciy bénéficié wu est-ce que ñooñu ci seeni biir yëngu-yëngu ñu ngi jëflante ak ndaw yi nga xamante ne ñoo dëkk Ngor ndax ñu ngi fay liggéey wala ndax liggéey googu mu ngi am jeexital monsieur Samb ci ñi yeewoo Ngor waaw am nga suñu wax si wàllu économie mooy comme ni ñuy wax rek dafay nekk suite logique suñu ne Almadies bu ñu génnee si wàllu religion muy mag ñu baax ñi fiy sanca oui tey ba léegi daf lay wax ne dëkk bi dafa nekk dëkku baatin d'accord moo waral tey lépp luy grande société hôtel yi gën a rëy si àddina nekk fi ñoo ngi fi dëgg la toutes les night club aussi nekk fi dëgg la restaurant yi bare fi macha allah boutique yi pareil mënuñu la wax doyowaayu potentialité économie boobu mu war a nekk opportunité pour localité bi dëgg la parce que bu ñu lay jox société wala ñu di la jox ne la demal nga tabax yi dara di fa liggéey dafa am lu ñuy wax responsabilité sociétale tout à fait RSE maanaam war ngeen mën a jàppale tey ñi fi nekk société yi fi nekk di gagné tey mën nañoo ne bu ñu wax en terme d'économie si journée bi rek mën naa ne plus de 1 milliard mën na fi daanu si benn journée. waaw quand même c'est avec énorme. l'ensemble bu ñëpp bu ñu dajalee l'ensemble de recettes yi fi daanu. 1 milliard war na mën a daanu si dëkk bi. d'accord léegi nag RSE boobu justement nga ñëw. est-ce que sociétés yi ñoo ngi koy doxal correctement. malheureusement loolu moom la ñuy wax en terme d'emploi su fekkee ne dañuy xeex contre ñàkk ñu ne dañuy bëgg askan bi daal di liggéey. su fekkee ne hôtel yi wala restaurant yi wala société yi fi ne parce que du ay hôtel rek ak restaurant mais am na ay société yu mag yu fi ne tout à fait ñooñu tey war nañu mën a apporter contribution si seen RSE boobu maanaam jàppale école bi les élèves au moins jàppale école primaire bi la tabax jeunesse bi lu am solo wàllu santé
war nañ si mën a apporter seen contribution. Absolument. Par rapport à la promotion de la santé. accompagner population yi parce que tey. fu dëkkuwaay bu mel noonu am. askanu addina bi yëpp ñoo fi ñëw. addina laa wax. parce que bu ñuy wax addina tey kuy dem si hôtel noppalukaay kuy dem fecc ji kuy dem aéroport. kuy lekk ji et cetera kuy lekk ji kuy dem sangu ji géej donc tourisme boobu dafay am lu muy àndaale. am na ñoo xam ne am nañu jikko yu baax dañ koy andiwaale. waaw am na ñoo xam ne am nañu jikko yu bon dañ koy andiwaale. donc loolu pour ñu mën nga xeex responsabilité sociétale boobu bu Ngor nekkul si jàmm ñoom duñu nekk si jàmm. alors kon war nañ mën a apporter seen contribution. Absolument. pour le développement local. Tout à fait. jàppale askan wi si assainissement bi jàppale si éducation bi jàppale si wàllu santé bi extra. alors monsieur Samb la mu wax may dafa am solo trop parce que je pense que foofu à chaque fois dinañ ciy jëm parce que RSE bi je pense que dafa war a nekk même une exigence parce que localité boo xamante ne bi yaa ngi fa nekk je pense qu'il est important nga jàppale population yi mais je pense que télévision aussi loolu lay jëriñ je pense que suñu seetaanee dinañ ne on a quand même un devoir envers les populations alors may ñu wéyal waxtaan bi parce que nag fi ñu toog ci Almadies gis nga comme ni ma ko waxee xaalis bu bëri war na fi mën a génn parce que tu as vu même le trafic comme pour dire que vraiment sénégalais yu ci bëri suñu fi jaarul tamit ñi ngi fiy ñëw pour telle ou telle autre chose alors c'est important que ñu ñëw ci parce que fii dañu dem ba nga xamante ne bi am na sax ñuy jógee Dakar di ñëw ba fii pour am yu ñuy wut si fii lu ne am na fi jaaykatu oto loo xalaat rek ci wàllu économie te nag mu am importance mi ngi fii ci Almadies. dafa nekk dëkk bu naat bu barkeel comme ni ko monsieur Samb waxee et je pense que ne économie bi li muy jur askan wi war nañ ci mën a dund bu baax. wax na sànq ci mbirum RSE bi ak li nga xamante ne mooy responsabilité sociétale entreprise yi nekkee fii ci Ngor mais yaakaar naa ne monsieur Samb en tant que conseiller municipal itam danaa la tooñ tuuti ndax waa mairie bi nga fi toogal itam li fi nekk yëpp ci société li fi ne yëpp ci entreprise. tamit xam naa ne bu weer dee itam am na lu ñu dagg juuti joxe de wala jooyu leen de xanaa. non en fait c'est vrai que jooyu ñu dañu koy santé suñu maire parce que bi mu ñëwee. au moins yóbbu na ba suñu budget à 1 milliard. d'accord sur des initiatives. c'est yi énorme mu jël jusqu'à yóbbu ko à 1 milliard. ok mais Ngor war na mën a ëpp 1 milliard. c'est-à-dire que. parce que ni ko xayma 1 milliard par jour. plein exercice. ouais. acte 3 ñu ne plein exercice. tey am na lu bare yuy collectivités yi Dakar di récupérer. te amul territoire. Dakar la ville de Dakar amul territoire. donc li muy récupérer ci impôt. ci taxe ñu dikk ko reverser suñ ko delloo woon Ngor cër boobu ñu waxoon. je pense que dinañ dépasser 1 milliard yooyu. beneen aspect bi. mooy ñoom aussi seen contribution sur le plan de développement local. tey ñoom bu ñu demee vers ñoom. en termes de promotion culturelle. pour jaay destination Ngor parce que bu population bi ñëwee ñoom dañ siy jariñu. nit ñi dinañ dem fréquenter ci seen i lieux yi wala ñu mën a découvrir fan mooy Ngor. xam nga sànq yaa ngi waxu ci am solo. gis nga fi ñu toog nii dafa bare histoire. bu ñu naka la tudd d'ailleurs place bi. place bi mooy dañ koy tuddee buntu Ngor. mooy xolu Ngor maanaam. ok d'accord. parce que bu ñuy wax xolu Ngor. boo xoolee fa nga nekkoon démb ak fa nga nekk tey. waaw mooy si axe bi. dëgg la si digg bi. léegi bu ñu nee fii. waaw Boubacar Demba Camara. Bembeya Dias fii la gaañoo. si histoire. oui ça on le sait ouais. si histoire fii ñu toog nii tey boobu aménagé gu ñu fii. d'accord bu ñu nee gaal bi ñu ne la gaalu yonte yàlla noo. boo xoolee li nekk si biir gaal bi yëpp. waaw ay xeet la yu ñuy matérialiser. dëgg la pour wan ne doomi aadama bi. muy rab wi. muy jënn ji. muy lépp luy xeet. boo xam ne tey même gàncax bi. waaw lépp luy xeet tey ñu teg ko fi si buntu Ngor. ñu ne la jinne bi gën a rëy mu ngi Ngor. donc je pense que tey loolu dafay attirer richesse. tout à fait léegi man nag bëggoon naa la laaj benn affaire parce que nag wax dëgg yàlla ku dugg ci dëkk may. Sénégal la ñu nekk nag dañoo am ay tradition nag ku dugg ci dëkk bu mel nii ñun kan la ñu war a nuyu. waaw bu la neexee nga noyu lëg daaru mbay. lëg daaru mbay mooy borom Ndakaaru. jeex na kon noonu koy nuyu mais bu la neexee nga laaj nga noyu góor gi may ma poon. góor gi may ma poon RTS 2. waaw ak ñi mu àndal ñëpp ñoo ngi lay nuyu. noyu ko. yaa xam li ma ci jaaxal mooy pon bi bu ñu ko mayee fu ñu koy taalee. waaw xam nga bu ñuy wax pon rek. xeetu rab. dafa am lu ñuy wax
mag ñi bu jëkkoon du pon bi nga xam ne tey moom la nit ñi di tuxee dëgg la donc dafa am nu ñu koy dàkkantele pour que ñu xam ne dafay nekk rab bu nekk ci àll rab boo xam te ne dimension bi nga xam ne tey bu ñu wax ne tey rab yuy gën a rëy jinne bi gën a rëy ci àddina fii la nekk parce que yaa ngi wax Pointe des Almadies ñu ne la fii mooy sawu jant fii la coucher du soleil bi fii la jant bi di mujj tëdd fii ci Ngor boo xoolee brise bi bu jëkkoon tubaab yi bi ñu doon ñëw dañ doon faj ñenn ñi parce que dañu ne air bi dafa nekk sanatorium d'accord xeet gi am ngelaw li péex mi am dafa doon faj yenn feebar yi ci dënn yi kon bu ñu wax pon du pon boo xam ne dafay yàq dënn déedéet donc da ngay gis ne dëkk bi yàlla daf ko barkeel ci baatin ak ci zaahir ci baatin peut-être bu ko xale yi fekkewul tey ci zaahir ñun ñi toog nii ñu ngi gis potentialité bi yaa ngi gis fii ni mu mel waaw te à partir de boo jàppee vendredi ba lundi fii dafay xat oto mënu fi dem dëgg la à n'importe quelle heure 4 heures du matin oui boobu moo ëpp densité dëgg la mais ci kanam tuuti nga gis ni askan wi jaarlee di dem donc am na loo xam ne moom lañ ci waaw kon ni nga ko waxee nag vraiment ci zaahir may ak ci baatin parce que nag nous sommes en Afrique et nous avons nos réalités te je pense que ku déggul it mën ngaa gis kon daal ñun la ñu waroon def nañ ko mooy nuyu nañ ñi nga xamante ne bi ñooy borom dëkk bi parce que loolu tamit dafa am importance en tout cas dinañu ñëwaat aussi ci côté culturel bi bu baax a baax may commencé na ko démb waaye nag dinañ ci xuusaat ba ci kanamee may faaw nag ma xuus ci émission Tam Tam Vacances mbokk yi dañu fàttali ni ngi ci état bu Ngor bi may lan ngay terminer ma am ñeneen ñu ma recevoir parce que nag bu ñu fàtte ne dina am yeneen image yu nga xam ne di nga ci ñëwaat ak ñun ak yeneen i waxtaan parce que am nañ encore ay bés yu nga xamante ne bi maanaam juste encore quelques jours boo xam ne dañ ko toogaat fii ci Ngor. yaa xam tey damay xam naa teg baaraam rek comme ni ko Khadim Samb di waxee ba ëllëg bu ñu ñëwee ñu gën a xóotal xuus dem ci beneen historique toujours ci biir Ngor ndax foog nga xuus te rubrique yaa ngi ñëw kon dama lay sant gërëm la bu baax a baax moi aussi sant gërëm El Hadj Baytir Samb di ko bàyyi ak sama naataango yi ñëw sama ginnaaw bu ñu ñëwee ñoom it ñu mottali beneen fànn bi ci wàllu question yi exactement waaw remercier tamit téléspectateurs yi ñoom laay remercier saa su ne ñi nga xamante ne boobu ba léegi ñu ngi ànd ak ñun ci Tam Tam Vacances di remercier particulièrement nag Lamine Ara moom la ñu àndal ci Tam Tam Vacances ren bi moom mu ngi nekk fële ca centre de bopp en face rue 5 numéro téléphone am di 77 557 52 84 ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax couleuru RTS 2 yi neex na ma parce que dafa ànd ak jamono waaye tamit dafa ànd ak li nga xamante ni moom mooy été mbokk yi may fàttali nag ne yéen a ngi suivre seen émission Tam Tam Vacances RTS 2 di fàttali ñu ngi ci état bu Ngor bi suñu invité tey El Hadj Baytir Samb nekk conseiller municipal mbokk yi ñu daal di dem régie daal di recevoir dans quelques instants suñu xarit Abdourahmane ci wàllu littérature waaye nag nu xool lan la ñu indil recevoir ko wéyal waxtaan bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant à tout de suite. Can see clearly now the rain is gone. I can see all. Résistance est je peux dire, est un cocktail comme on l'a dit. Waaw dafa boole ay poèmes yu bari yoo xamante ni dafa laal ci thème yu bari yoo xamante ni am na ay yoo xamante ni c'est je pourrais dire que ne dafay nekk loo xam ne nit ki moo koy dund mu bëgg a confier wu. xamul nu mu koy def mu bind ko pour partager ko avec les lecteurs ñi nga xamante ni ñoom ñooy les potentiels lecteurs de résistance am na yoo xam ne aussi c'est des faits yoo xam ne da nga koy gis ci société bi nga décrier ko wax ko ça di laal na aussi ci ça parle d'amour parce que comme c'est un thème universel ñëpp kuy bind waykat yi sax da ngay gis léegi dañuy way tout le temps ci amour donc ça parle aussi d'amour. Résistance par exemple ce mot dafa am ñaari sens j'ai l'habitude de dire que ne dama koy résumer ci deux mots muy courage ak persévérance parce que résister c'est dire non n'est-ce pas c'est ne pas céder tey face la personne qui ne cède pas face à ses turpitudes face aux aléas de la vie xam nga adduna bi dafa metti bu fekkee lu ñëw rek nga
wàccee sa loxo du baax il faut savoir nga xeex nga combattre parce que vivre c'est lutter. C'est une passion su fekkee ne nga ko def métier rek peut-être que li ngi ci war a def du ci nekk lecteur bi aussi sensation bi mu war a am bu lay lire du ko ci def parce que yow lan moo lay intéressé boobu mooy je vais écrire di dem ranger samay ouvrage pour vendre ko parce que soo gisee ne passion la soo gisee ci première de couverture bi j'ai écrit que ne la poésie loin de vouloir en vivre je veux la faire revivre. Pour lire Résistance premier poème bi ba ci bu mujj bi di nga xam ne c'est une vie qui est retracée c'est des sensations qui sont retracées c'est des passions yuñ ci wax c'est aussi une cause qui est décriée surtout cause bi nga xamante ni mu jëm ci xale yi surtout les enfants de la rue le talibé et tout ça voilà. waaw mbokk yeeg xarit nag gis ngeen téere bi nga xamante ne bi lañ ca dëxëñ ca biir incha allah suñu xarit Abdourahmane dana ci ñëw waaye nag la ma ca neex mooy dafa bind résistance ba pare nag moom muy jigéen Abdourahmane maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax fii ci Ngor te nag ma xamal ne que résistance boobu ak courage boobu nekk na ci jigéenu Ngor. parce que nag démb recevoir nañ ay femmes yu nga xamante ne bi ñu ngi doon fecc nawraabin waaye nee na ñun ma waxuma la fay waaye li ñuy courage bu ñu am ci liggéey dafa am solo maa ngi lay dalal jàmm bu baax a baax c'est toujours un énorme plaisir et you look beautiful too parce que saa su ne nag yaa ngi may indil téere ak benn tenue boo xamante ne bi du ma mën a def rek lu dul wax la Abdourahmane macha allah. waaw yaa xam merci beaucoup di nuyu waa Ngor ñi nga xamante ne ñoo ñu dal. alors c'est toujours un énorme plaisir rawatina Ngor parce que Ngor ak Almadies dafa doon le soir mooy doon parce que moom ni ko xëy woowee Las Vegas donc c'est une ville de lumière. exact donc fii nii naturellement je pense que RTS2 mënu fi woon bañ a ñëw quoi surtout pendant les vacances. tout à fait parce que fii voilà. moom mooy cœur battant des vacances surtout absolument alors ndax plage yi ndax infrastructure yi li fi am et cetera alors ana lii Ngaye nga xamante ne nag Ngaye la bàyyee ko loolu moo tax mu dàkkale boppam Ngaye d'accord alors mu bind loo xamante ne nii benn poésie boo xamante ne day fësal li ñu naan résistance maanaam njàmbarte ak nangoo xeex pour dund pour sa dund mën a am sens xam nga et loolu dafa doon loo xamante ne nii ay valeur la yu am solo ci askanu lébu de façon générale rawatina fii ñu nekk ci Ngor alors ci biir livre bi lu ñu naan adduna bi amul coïncidence hasard amul ñu tëji ko ñëw fii si Ngor soo ko liiree mu am benn poème boo xamante ne mi ngi ko tuddee ndëpp ndëpp nag yaakaar naa ne ku ñëw fii ci dëkkuwaay la bu xam ne fii la fekk baax alors waaw loolu xam naa ne monsieur Samb am na loo xamante ne wala am na lu mu ci war a mën a wax waaw alors c'est vrai que nag ba ñu demee Rufisque l'année dernière ci tam vacances defoon nañ fa benn ndëpp bu ndaw waaye nag bëgg nañ nag comme ni ko Abdourahmane waxee monsieur Samb nga ñëwul ñëpp nag ci ndëpp parce que am na ñoo xamante ne bi xëy na xamuñu exactement lan la surtout ñi ñuy seetaan nekk étranger te même ici au Sénégal monsieur Samb waaw en fait dañuy sant yàlla aussi mooy li ñu wax rek hasard amul dëgg la Abdourahmane su demee ba ñu tettal ko fii mu war a ñëw waaw mën a waxtaanee ci téere bi nga xam ne moom la bind mu am ci pàcc bu am solo ñuy wax ndëpp soo xoolee ci suñu île yi waaw ay rab yu jigéen rek ñoo nekk ci île yeneen yi mais fii rab bu góor moo fi ne d'accord maanaam ay Tëngéej ay Tëngéej da ngay wax maam Kumba Bang dëgg la fële Kumba Kastel waaw Kumba maam Njare Yoof mais fii da ngay wax góor gi sàmm ñayu baase ñayu Ngor góor gi baase waaw d'accord maanaam mooy ki ma doon tudd dàkkantal sànq ne la góor gi may ma poon dëgg la donc damay bañ woy wi fii ñu daanuy ay rab daal di looloo tax ma bañ c'est pour dire que su demee ba ne résistance xam nga ci histoire ñu ngi wax lébu gi fan la jógee dëgg la di moytu ba ñëw tafu fii ci Ngor tafu ci Cap-Vert daal di taxaw loolu mooy am fierté am dignité souvent dañ koy jël ñu ne ñun ñooy waay Xuresh mooy dafa am ubbeeku soo demee Màkka
dafa am ñoo xam ne ñoom dañ doon taxaw di xeex ba du xeex bi yëpp mooy am seen liberté am seen dignité dañu wax ne dañu bari valeur mais su ma demee si ndëppali pour bañ a dugg si yeneen kii bi waaw si ndëppali nga xam ne bind na ko dañuy wax ne woyu lébu dafay faj waaw way dafay faj D'accord. waaw lébu su lay gungee booy sëyi daf lay yeb d'accord kaddu woy yi boo ko dégloo bu si nekk dafa am njëriñ boo nga xam te ne mun la dayo dimension boobu maintenant suñu demee si ndëpp nag ñu ne dañ siy faj dëgg la mooy faj nit ki ci ay kaddu si ay thème yoo xam ne mag ñi dañ ko fiy bàyyi mu nekk ay secret yoo xam ne nag mënu ma ko wax si àddina bi yëpp ci ay sarax mais si biir woy bu ñuy woy foofu di nga gis ñoo xam ne nit dina daanu rab nit dina naan ndox géej lu toy ni paan nga yaakaar ne nit ki mu ngi naan paan fekk am na leneen loo xam ne mun donc c'est pour dire que même faju Sénégal bare na faj yu ñuy faj fii si askanu lébu muy si wàllu ndëpp si ay tuur yu ñu lay sange si ay xamba démb ñu ngi wax si wàllu environnement bare na askan wi xawoon na am si conservation bi ñu doon téye seen xamba yi nekk si biir kër yi ne mooy seen àndaale mooy protecteurs yi d'accord donc moo tax boo xoolee yaatu dënn bi ak ubbeeku bi ñu am ba dañuy xajoo ku ne mooy maam li maamu la mu waxoon ubbeeku leen gan yaa ngi ñëw yaatal leen sàq yi gan yaa ngi ñëw donc mooy amuñu droit tëju dañu war a ubbeeku te boo koy seet dafa feeñ sax si Ndakaaru donc lu bare dafay feeñ te dañu am xeet ak séeréer si d'accord am na ay chercheurs yu mag daal di ne en fait lébu yi ay séeréer lañ yoo xamante ne dañoo jógee ci biir dëkk bi ñëw vers la côte am na ñu koy wax parce que boo xoolee yenn sant yi ñu ngi fa boo xoolee aussi ci wàllu cosmogonie maanaam ci wàllu xeetu yenn esprit yi ak affaire yooyu ci am na yoo xamante ne ñoom ñoo ko bokk pratique yoo xam ne ñoo ko bokk alors mi ngi doon wax sànq en fait lébu boo xoolee colonisateur bi fi ñëwee bëri na lu ñu naan ethnie tukuleur ethnie joola ethnie kii mais république lébu lañ daan wax parce que république lébu dafa amoon organisation mu am ñoo xamante ne nii ay professeurs yu mag bind nañ ci lu mel ni professeur Assane Sylla waa ay chercheurs yu mag bind ci ay livres yu bari ñuy wane ne lébu yi dañu amoon gouvernement kii mooy toppatoo wàllu jàngale diine kii mooy toppatoo wàllu suuf si kii mooy toppatoo wàllu éducation xale yi et cetera mu doon forme d'organisation boo xamante ne ñun africains yi dañ ko war a ndamoo parce que li ñu naan démocratie loolu parce que loolu dafa leer nekkul yoo xamante ne dañ ko jéggaani Occident nekkoon na fi maanaam démocratie nekkul rek noo xamante mooy li nga xamante ne nañu war a mën a gouverner mode de gouvernance cité bi wala dëkkuwaay ba nga xamante ne ku nekk dañ ci mën gis sa bopp alors loolu ñu bari ba ci Cheikh Anta Diop bind nañ ko xamante ne Afrique amoon na benn mode de gouvernance boo xamante ne nii voilà fii la soqee ko fii la jugee et am na lu ñu ci war a mën a jàng avec une hiérarchie waaw voilà avec une hiérarchie important boo xamante ne voilà loolu war nañ ci mën a jàngaat lu bari alors ñu ñëwaat ci li nga xamante ne aussi mooy wàllu médecine oui c'est vrai que médecine moderne am na lu ñu andi mais lu ñu wax aussi médecine traditionnelle am na lu baax loo xamante ne war nañu ko mën jël parce que am na ñoo xamante ne ñi ngi feebar mais nekkul faju tubaab moo leen di faj mais il faut ñu dem tuural leen xam nga nag bu ñu waxee dëgg rek ñun ay africain nit yu ñuul te defe naa ne loolu noonu ñu wax defe naa ne ku nekk léegi-léegi di nga ci xaw gis sa bopp effectivement parce que xam nañ ne loolu ñun effectivement dafa nekk lu dëggu te dafa nekk lu am Abdourahmane yu ñëw ci li nga xamante ne bi mooy suñu téere bi waaw suñu téere bi nga xamante ne Anna Ly Ngaye boo ko bind alors ci biir ndëpp bi moom lay ñu mu jël ci waxu ndëpp bi mi ngi ciy wax dafa mel ni li nga tekki nii moom la bind ci poème Anna Ly waaw mi ngi naan elle s'appelle les trois Kumba Bang Castel Lamba pour une introspection de soi maanaam du moi et le remède dans sa voix maanaam pour moom ndëpp genre clinique la benn xeetu hôpital la booy dem ñu faj sa yaram faj sa corps loolu c'est extrêmement important oui et si ñun dañuy am mbégte ak contentement comme ni ñu koy waxee fii suñu gisee ñi nga xamante ne ñoo suñu créateur ñuy ci wàllu poésie ci wàllu littérature donc ci wàllu roman wala pièce de théâtre jël li nga xamante ne li ñu moom suñu tradition feeñal ko dëgg la jàllale ko aussi ci wàllu ci yeneen génération parce que li ñuy bind dafay jàll dafay law ci dem ci ay génération donc baax na ki alors comme ni nga waxee mu wax wàllu résistance oui alors résistance bi dafa doon résistance culturelle nekkul rek ay jël ay xeej ak ay pistolet wala affaire pour xeex
mu doon résistance culturelle li ñu war a gën a mën a fësal gis nga esclave yi suñu maam yi ba leen yóbboo jaay leen fële li nga xamante ne moom moo leen permettre ñu survivre am fa taxawaay et mun ko transmettre seen doom ba nga xam ne mooy seen culture mooy li Léopold Sédar Senghor doon wax wala André Malraux mooy culture mooy li nga xamante ne bu lépp jeexee loolu moo fay des loolu c'est extrêmement important et après tout. c'est avant et après tout alors mu doon loo xamante ne nii da koy fësal ay valeurs yi nga xamante ne moom la ñu yaa ngi ko doon wax sànq moom la jigéen ñi faso moom la jigéen ñi àndal muy wàllu résistance mais mu ciy pointé aussi du doigt parce que loolu mooy rôle artiste loolu mooy rôle créateur parce que société bi nekkul loo xamante ne rek léppay dox à merveille li nga xamante ne nii war nañ ko càmbar ci suñu biir luy dox ak luy doxul en réalité roman wala œuvre d'art xeetu ndëpp la parce que ndëpp nekkul day faj ki nga xamante ne rek moom moo feebar mais ndëpp dafay faj société absolument loolu la gars yi war a xam et d'ailleurs justement monsieur Samb revenant sur le ndëpp parce que nag mbokk yi ñi seetaan ñoo ngi fii nag ci Ngor te nag ku wax Ngor wax lébu ku wax lébu nag wax mbirum ndëpp dafa am nag ay période parce que du à chaque fois que lay am day am ay période yu nga xamante ne bi képp kuy doomu lébu war a mën a ñëw tuuru si da ngay ñëw parce que ay organisation yu mag lay nekk monsieur Samb. waaw en fait mooy sang bi comme ni mu ko waxee. dafa am solo ndëpp dafay faj société. du parce que dañuy wax ne doomi aadama benn nit bu feebar. mooy société bi yëpp ñoo feebar. dëgg la mooy surtout Ngor nu mu bindoo muy république bi mu wax. dañu nekk benn famille. oui jaraaf bi ba ki ndey ji réew yi ba ki si suuf. ñun ñëpp dañu nekk benn famille. dëgg la donc kenn ku si loru rek dafa mel ni. askan wi yëpp ñoo loru. absolument donc foofu ñu ndëppal ko mooy andi aspect solidarité boobu comme ni mu waxee gouvernement bi. dafa am président de la république. am premier ministre. am ay ministre am ay différents ministères. ba am maire am. ñooñu ku si nekk da ngay andi contribution boo xam ne dafay am solo. tey boo xoolee même ci mool bi géej bi nga xam ne moom la mag ñi gënoon a farataal. si wàllu économie da ngay gis ne mool bi dafay dem géej. waaw. su demee jàpp jën dafay ñëw daal di tasaare may mag ñi ñu ne si tefes gi su paree daal di jël li si des jox ko jabar ji mu dem jaayi ji soxna si su demee jaayi ji ñëwaat si lay toggale ba pare yekkal ay goroom ak ay kilifa yi d'accord du ñu doog a togg yaa ngi gis solidarité boobu am ak chaîne de développement boobu am donc mooy li mu wax dafa am solo si nit ñi di jàngat suñu histoire dëgg la parce que et di ci dellu si waat sax surtout waaw bu jëkkoon boo xoolee mag ñi bi yonent bi ñëwee am na lu bare si culture daf ko fi bàyyi dëgg la am na lu mu dindi mais am na lu bare si aada ak cosaan daf ko fi bàyyi donc loolu dafa nekk ay valeur ak ay organisation yoo xam ne nit ñi buñ si bàyyee xel tey xale bu jëkk da ngay am kersa xool mag dëgg la da ngay am kersa am benn colin bu ngay sol pour génne ko tey nit ñi ñu ngi roy beneen culture si biti ba fa xeetu colin yi sax dafay yàq suñu doomi aadama yi dëgg la comportement yi donc bu ñu delloosee si suñu cosaan dinañ si gis ay valeurs yu am solo ci wàllu solidarité dama la jox rek déjà benn si aspect waaw muy gaal bi mais bu ñu demaatee aussi si nga xam te ne mooy sàq mi mooy grenier bi nga xam ne mag ñi dañ ko doon teg donc c'est pour dire que même benn nit bu feebar bu ñu lay reyal nag wala ñu dala reyal bëy wala ñu dala defal nga gis ne dafa am solidarité askan bi yëpp dañuy contribuer pour que doomi aadama boobu mucc ayib. très bien alors Abdourahmane dañuy kontaan nag ci li nga xamante ne moom nga ñu indil tey parce que tout simplement dañu toll ci àddina fu nga xamante ne bi faw ñu dellu siwaat xamal xale yi parce que tey am na xale yoo xam ne soo leen waxee nëpp du ñu xam mais comme dañuy faral di leen pousser pour ñuy lire yaakaar naa ne bu ñu taxawee ci benn poème livre bi ñu duppee résistance bu Anali def naa dinañu ndëpp dinañu am luñ ci xam et ils pourront aussi peut-être aller poser des questions et c'est ça qui est bien justement ci genre œuvre yi effectivement œuvre littérature loolu lay jëriñ li nga xamante ne day feeñal li nga xamante ne moom moo nekk su ñun pour man li œuvre d'art bu ci nekk ndëpp xeetu ndëpp la dëgg la di nga dem ci ndëpp mu am benn feebar bu nekk ci yow thérapie foofu nga koy xamee di nga lire benn pièce de théâtre wala nga lire benn roman thérapie genre voilà thérapie thérapie la exactement moom boobu lay utiliser alors mu doon loo xamante ne ni également dañ ko def à l'échelle de la société
et puis xool li nga xamante ne valeurs yu baax yi nga xamante ne moo fi nekk. absolument muy njàmbaar. bravoure solidarité ak yi nga xamante ne moom moo fi amoon. ak gore parce que nag bu ñu nekk ngor dañu naan ak gore surtout gore. waaw valeurs yooyu ak gore nga xamante ne. moo fi nekkoon. waaw ñu dañoo war a def résistance pour dundal ko. pour dundalaat ko je suis d'accord. parce que dañoo envahir culturellement dañoo ay yeneen modèle la ñuy proposer comme ni ñuy wax nii et loolu dafay laaj société bi def benn genre forme de résistance pour dundalaat valeur yooyu xam nga mi ngi wax benn genre modèle social ak économique boo xamante ne nii nit ñi seen activité économique nekkul woon pour que kenn riche bu yàgg ba daana woon gis kenn société kenn koo xamante ne dafay riche ba ëpp dayoo mu am ñoo xamante ne dañuy nekk dans l'extrême pauvreté loolu amul woon est-ce que xam nga loolu modèle la boo xamante ne capitalisme ak mode occidental moo ko fi andi économie bu ñu taxoon muy wax économie solidaire la woon xam nga et loolu mu doon loo xamante ne war nañ ko gën a mën a fësalaat. waaw en tout cas suñu xarit Abdourahmane kontaan nañu c'est vrai que nag nañu ko waxee woon sànq y a pas de hasard tey livre bi ñu indil di wax ndëpp ñu nekk fii ci Ngor dafa am solo ma bàyyi la nag nga terminer Abdourahmane. waaw yaa xam damay terminer ak recommander ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci vacances. nekk ci plage yi. waaw alors di lire livre Anna Ly Ngaye bi nga xamante ne mi ngi ko duppee résistance. alors livre bi boo xamante ne dina leen amal solo. ci ñoom ak ci seen askan. alors di nga ci suivre également auteur bi ay pensées am ay xalaatam. waaw ay mbébétam. et c'est extrêmement important ñu dundalaat li nga xamante ne nii parce que lim ñuy wax moom mooy vivre c'est un défi. ku ci nekk mu doon ci société bi. maanaam di nga jànkoonteel ay difficultés ay jafe-jafe yoo xamante ne nii. da nga war a résister pour pouvoir les surmonter. absolument donc mu doon benn appel boo xamante ne nii vraiment. jar naa déglu. et surtout jar naa lire résistance donc de Anna Ly. alors li nga wax rek yëfu nit la. parce que nit la ñu teg ci àddina. ne ko góorgóorlul. soo góorgóorloo da nga mën a dem. donc lu ñu yàlla sas la. kon nag vraiment yal na nu yàlla jàppale ci résistance boobule. parce que dañ ko nar a def ba keroog ñuy sàngoo suuf. effectivement en tout cas ça a été un plaisir. et c'est toujours un plaisir de te recevoir Abdourahmane. ñoo ngi lay gërëm di la sant na nga ko waxee ci vacances yi toog ci plage yi wala ci kër yi di nafar di lire dafay am solo kon nag dénk nañ ko surtout la jeunesse. surtout jeunesse. merci beaucoup merci beaucoup Abdourahmane kan ngay remercier ci sañse bi. alors damay remercier sama benn xarit ak étudiant bu tudd Fifi Fall moom moo proposé modèle bi. alors di ko ñaan yàlla mu doon loo xamante ne nii dina ci am succès. c'est très joli. merci beaucoup merci à toi ñun itamit ñoo ngi remercier madame Seck Fat Sall nekk fii ci Ngor waaye di remercier doomam Waxaab et tous les enfants merci à vous mbokk yi dañuy dem régie dellu siwaat nag xumbal tuuti nag parce que dañu ne ñoo ngi fii ci Ngor te vacances la ñu wax tam vacances sur la RTS 2. kon nag dañuy recevoir benn artiste bi daf ñuy defal benn playback kon nag c'est parti. salaamaaleykum maaleykum salaam Sénégal déglooti leen xale bi yegsi na xale bi ñëw na li ma indi ku ma ko waxul du ko xam na xale du wax tuuti science boo gis jàppee ko man nax tuuti Momo Dieng ku la may baax dalaa dolli baax na fekkoon na ngay baax ajaawa jaawa sa yaay dalaa junju ko jàng sa baay yaay rakku benn ngaan jàng taaw suñu yaay tumbaapuy baayu medul wooy wi yaaka moom bu baal dafa ñëw indi lu bees ñu ne ngele ngele dafa xew en même temps loolu ngele la saba muy ngele ngele noppalal nga wolof no rance loolu ngele la ngele tey loolu ngele la sa bëy bi siimi ay loob simi loolu lumu sa bëy bi siimi ay loob simi loolu ay si hë ay si biir ay loob hë ay si biir xoolal sa bëy bi paradise may ma yoon ñu ngele 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 kon loolu ngele la ngele kon loolu ngele la ngele kon loolu ngele le mu góosi temps 2010 akalok xoolal tey mu mel ni bal sa kaw pan ma xew si jamono may feeling paaj fu ma jaar ba dem def fa buzz wiis su ma demee gisal su ma ñëwee ñu xool léeg-léeg sax
ñu fecc ngele lëskat yaa ko fi indi loolu ngele la ngele kon loolu ngele la ngele kon loolu ngele la Seydou Ba damay dem ba weesu foire seeti Wally Seck kuy sa bébi simi soxna ay dara xanaa ngele ngele kon loolu ngele la ngele kon loolu ngele la Amath Diagne séeri ndeewa kan loolu ngele la ngele kon loolu ngele la ngele kon loolu ngele la ngele kon loolu ngele la ngele mu mu fay yibul xale yi ñu fecc ngele ngele Mar Fay Alsaan Buub Bay Balla mbokk ndoyum Caam Juuf boo demee États-Unis ñoom ñu ngay wax ngeele di jëbub séeri Maam Jaara man dégg naa ne yow yaa ngi wax ngeele waa Bargny ñëw leen ñu fecc ngeele Kora Fay góoru Amina ngeele bu demee Gambie ñoom ñu ngay wax ngeele Alpha Dieng Baye Paate ñaa ngeele mu ngoone Njaay doomu ndoyu Mayasin Fall ngeele wal ma yos yaa bëgg a Bargny ngeele ndey ngay puy bokk ndoyum Daawda puy séeri Moor déggal ma lii ngeele sa tokku su ngeele ngeele sa tokku su ngeele sa tokku su ngeele 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 Voilà, ñu ngi remercier cet artiste ñu bàyyi la nga présenté téléspectateur u RTS2 yi c'est vrai que fekk nañ leen Bargny ca Momo Dia waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ñu bàyyi la nga présenté wu. maa leen nuyu nag di nuyu waa Bargny gépp sama waa dëkk fi ma juddoo maa leen nuyu tay lu ma ne ñoom way pire ab lébu la ma man pire waaw waxataanal ak suñu xarit bi wax leen ñu lébu tuuti ñu dégg ak monsieur Samb ñu waxtaan lébu ñu waxtaan ci lébu ayca monsieur Samb nuyoo leen bokk ayca waaw aw naa def naka def naka mbokk yaa nga fa waaw naka ciirir yi ñoom ñëpp a nga fa ak si jàmm bu baax alhamdulilah ñun ñëpp ñu ngi si jàmm dëgg la kay waaw kon ñu ngi gërëm ñëpp daal di nuyu ñëpp yaa xam maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax di gërëm sama waa gars yi très bien sama waa tim ngele ñoo fi ñëwandoon kon daal ngele nga ñu indiloon tey ngele nga ñu indiloon tey ngele laa leen indiloon jeex na si tam vacance bi te déwén dama leen indil lu raw ngele waaw ñu ngi lay gërëm di la sant di la souhaiter bonne continuation xam naa du ñàkk incha allah dinañu la recevoir incha allah fële 58 boulevard de la République Inch'Allah. Merci beaucoup. Jaajëf gars. Jërëjëf, merci beaucoup. Merci. Waaw kon nag ñoo ngi sant bu baax a baax. Alors monsieur Samb gis nga nag jeunesse bi nga xamante ne bi wàllu wi ci culture bi wàllu musique ñoom itamit ñoo ngi ciy yëngu xëy na nag nga ñëw ak ñun tuuti rek laata may dem ci électron libre ci artistes yi am na ay lébu yu nga xamante ne bi ràññee woon nañ leen lool ci wàllu musique suñu xarit Jogol Sakho moom itamit démb defoon nañu ay musique am waaye nag côté musique aussi lébu yi ñu ngi ciy yëngatu bu baax a baax. waaw xam nga mooy comme niñ la wax rek sànq. ci ndëpp mooy wàllu musique daf siy feeñ. dëgg la wàllu culture daf siy feeñ. boo xoolee tey Jogol Sakho macha allah. tey Sénégal gépp àddina amul fenn àddina foolu jaar te duñ doo bàyyi xel si li muy wax. absolument si wàllu acoustique te boo déglu kaddu yi mu siy génne. da ngay gis ne dafa am richesse dafa am. jàngat boo si mën a am. tout à fait. et bu ñu ne Jogol Sakho ñu ne Duudu Max fii la ne. ñu wax Duudu Max aussi mu nekk ku am solo. je pense que semaine bi di ñëw wala seen plateau bi rakkaam moo ko doon dina ko moom la ñuy wone. d'accord muy Cheikhou Max. am na benn chanteur damay fàtte tur bi. Maxu Lebu gi waaw ñoom ñëpp. maanaam boo koy seet dañu nekk mooy mbokki Bargny yi mbokki diggante. xam nga boo xoolee sonorité. waaw kaddu dafa am solo. dëgg la. c'est-à-dire boo jógee Dakar. lébu gi dafay gën a dégradé. d'accord soo demee Dakar waa Dakaru dañuy ree waa Wakaam. bon seen lébu yi dafa xaw a doy waar. mais boo jógee Wakaam. waa Wakaam dañuy ree waa Ngor parce que dañu ne suñu lébu dafa gën a diis. soo jegee Ngor dem Yoff seen lébu dafa gën a diis. donc xamante ngeen daal ci seen biir dafay dégradé wu seen côte yi. très bien bu ñu nee faa fu fanga
faafu fanga. loolu mooy la loolu yëpp mooy fële. fa. d'accord fu fanga donc yooyu yëpp ay libu la da ngay gis sonorité boobu. d'accord donc mun la ñàkk ay acteurs yoo xam ne dinañ si mën a composer ay musique ay son. très bien bu ñu koy wax dafay dugg si biir xol yi. très bien alors c'était important ñu seq tuuti waxtaan ci wàllu musique recevoir benn doom bu nga xamante ne bi lébu la naam Bargny la dëkk parce que nag lébu yi mbokk yi ñëpp xam nañ ne dañoo tas fii ci Sénégal du ma def rek lu dul daal di dem régie dellu si waat xool sama électron libre tey di Léna Sarr fan la féetee fii ci Ngor di fàttali nag ni ñu ngi ci benn rond point bu nga xamante ne bi yaakaar naa ne ñu bëri fi la ñuy jaar soit pour ñibbi seen kër wala pour ñëw rek fii parce que bëri na ay activités ma dem régie mbokk yi dellu si waat. waaw léegi nag mbokk yi dañuy ñëw ci électron libre bi nga xamante ne bi tey suñu xarit Léna Sarr alors Léna fan nga féete ci rond point bi nga xamante ne bi animé na macha allah suñu gaal gi gis nga ko waaye nag Léna j'espère que tey nekkoo sama ginnaaw tey Léna dama bëgg nga wax ma fan nga nekk exactement. yaa xam lan moo tax bëggoo ñuy nekk sa ginnaaw loolu laa bëggoon xam. damaa bëgg ngeen ñuy dend rek. xam nga dafa mel ni waa régie ñoom ñoo ko tey de ñoom ñoo ñuy teg si ginnaaw. bu ñu waxee ñu ne ñu non fii ngeen di defee électron di leen nuyu waa régie yaa xam maa ngi leen di nuyu. di nuyu ci ñi nekk ci plateau bi également. tey nag ni nga ko waxee ñu ngi fii ci rond point bi nga xam ne moom moo bokk ci commune Ngor. may doxantu tuuti nag. ma gis toogaay bu jekk ñoom dafa mel ni nag ay fansu RTS 2 lañ. macha allah tabaarkalla sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. sànq dama doon doxantu fii yaa xam. ma gis leen ñu toog may leen da ngeen di ñëw seetaan tam vacances ñu ne ñoom suñu sécurité la ñuy assuré suñu garde du corps lañ léegi yéen a ñuy garde maanaam daal suñu sécurité. waaw ñoo leen di gardal seen sécurité ñun ñu agent mairie bi lañ. waaw commune moo ñu yónni. ama suma collègue yi toog suma gannaaw. léegi nag ñoo leen di defal sécurité bi daal léegi indi leen bâche yi préparé leen lu ngeen soxla daal ngeen laaj ñu defal leen ko. très bien yaa xam loo waxati. waaw dañuy remercier le maire. voilà et ses équipes. xoolal doxal defal lu la neex ba kenn laal la fi waa Ngor ñoo assuré sa protection. très bien waaw ñoom ñu ngi joxañante de. non maa bañ jaaruma fi yow sax laay jël salaamaaleykum tiit nga de. non man kay tiital nga ma lu xew mbaa jàmm. jàmm rek. bul bàyyil ma dem. demoo de demoo. dañuy waxtaan rek. waa yow léegi lan moo tax nga taamu taxaw fii nii gis nga kene non daa am ku ma doon xaar nag. xam nga yaa xam Thiam. bàyyil noonu bàyyil non xaw ma ci kenn booy dem nag may yóbbaale de. booy dem nag may yóbbaale de. Léna alors j'en profite justement pour saluer nos amis gendarmes yi nga xamante ne bii ñoo ngi ci rond point bi. nga xam ne assurer sécurité à chaque fois. exactement depuis tout à l'heure ñu ngi leen ni gis fii. ñu nekk fii. on vous salue chef. ñenn ñaa ngi nii sax macha allah fii moom damay dox nu ma neexee. très bien nu ma neexee. yaa xam tey akara amul. waaw waaye dafa mel ni mango am na. waaw c'est la période asalaamaaleykum. ñii nag samay mbokk lañ. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ndeysaan. no mbiyete-ɗa? no mbiyete-ɗa? Dieynaba. yettode? Ba. mi salminima. awa. mango no foti kilo? 600. tottam goto kilo pour yaa xam. waaw ça je comprends. naka nga tudd merci beaucoup. mango yi ñaata la. léegi nag waaw mango yi ñaata la loolu moom xam nga ko moom ndax mango nga dégg donc da nga sib na ni que fi mu nekk ni yaa xam dafa mel ni xar yi commencé nañ. non c'est vrai en plus. la surprise du siècle. c'est vrai sama si kaay. man nag dama fa gis kenn. moom il est dans toutes les sauces. asalaamaaleykum. waaw mais bëgg naa leen. waaw. yaa xam xamee nga kii. waa kii sama chéri la xanaa boobu mooy sama xaru tabaski. plateau bi mais xam nga fu mu toll nii sama Valentine yaa xam. donc war a wutal xar. waaw te kii moom la ñuy wax azawat. bii ordinaire la bële na la ci ginnaaw te ñu def ndodd bi ba buum bu xonk boobu. waaw am laadum la. moom mooy xool ci azawat bi wala ci ordinaire wala ci laadum bi ma jox ko léegi. man nag laadum laa taamu ci tabaski bi nag. waa li ngay def nii nu mu tudd nii. waaw kii ripaas la. waaye ripaas bi dañ koy jàmb ak cox ak li nga xamante ne si moo nekk carton. mais boo ko teg carton yi nga xamante ne si nag day am ay produits chimiques yu bëri. waaw bii carton bi nga xamante ne si d'habitude moom mooy pas yi def suukar yi. yi def suukar yi day weex te baaxul. Malcolm doy nga waar.
non il est polyvalent rek ñu ñëw waa tam-tam te tam-tam bu ñu rëkkee ñëpp wuyu si. léegi maa ñëw ci plateau bi. léegi xam nga lan laa bëgg nga wax ma ñu terminer par loolu Malcolm lan moo war a tax rek ñu tuddee ñu électron libre. déjà électron libre rek mooy maanaam ñun sopp ñi. micro taxawaalu nga bëgg a ñëw dolli si ay micro taxawaalu. micro taxawaalu xam nga dëkk boo dem. dañuy bëgg ko dugg seen biir. gën ah waaw. yow sa xar baa ngi may tiital di. baal jàmbur xam nga dëkk boo dem gars yi dañuy bëgg ko dugg seen biir te micro bi ñoom ñoo ko moom xam nga plateau bi mooy centre bi décentralisation mooy micro taxawaalu bi. waa léegi damay fayul ñi nga doon def ñeneen ñi tagal li ma wal la tagal am delloo naa la sa micro ciao. en tout cas. waaw man joomi naa de. waaw doo tee sa micro. man tey du sama bisu taxawaalu. waaw mais Valentin xam nga lu ngay def. man daal raxasoogu ma dimbali ma. waaw mais kontaan naa ci leena waaye xam nga nu may def damaa bëgg nga raxasu. parce que da nga ma war a rejoindre ci plateau bi. salaamaaleykum na ngeen def. tey du sama bésub taxawaalu de waaye xam nga rek ñàkk jom. waaw maa ngi nii de wax dëgg yàlla. waaw léegi nag doo ma dimbali tey sa micro bi. jaajëfatee kon ñun la moon waaw ñun waa micro taxawaalu. très bien ñu leen di nuyu. ñu ngi lay sant moom tam ñun micro taxawaalu. très bien léegi nag Malcolm damay lancer sujet découverte bi le temps que ngay dem raxasu fekk ma fii ci rond-point bi merci beaucoup à Léna Sarr chers téléspectateurs on vous dit à tout de suite. asalaamaaleykum waa Sénégal waa RTS yéen ñëpp maa leen di nuyu di leen gërëm di leen sant man Mbaye Mboup ñu may woowee Picasso maa leen di xamal ni bon gars yi dañu ñëwoon tey pour seet sama place xëy na pour laaj ma nan laay dundee fii maa ngi bëgg nag jublu ci waxtaan bi maa ngi gërëm tamit Sénégal gépp parce que moi j'adore Sénégal parce que je suis sénégalais. mën naa ni mën naa ci wax tuuti waaye am na loo xam ne mënu ma ko wax parce que xam naa ni c'est le destin yàlla mooy dogal lépp parce que jaar naa fu bëree lu ne liggéey naa ko depuis bi ma nekk amee 17 ans 18 ans maa ngi fàttaliku musuma nekk suma loxo parent Jandeer laa juddoo nag mais man nekk naa lu nekk marchand ambulant def naa fi gàddu photographe électricien oto mooy suma métier ñu bëri xamuñu ko nag bon même def naa fi tuuti un peu garde corps def naa ko mais ñu bëri am na moo waxee nii am na ñoo xam bu ñu ma gisee dinañu xam li may wax dëgg la mais yàlla daf ma dimbali que ni xam naa ni daal li ma indi si aar xaw ma ko franchement xaw ma ko sama deret la quoi damay tëdd bu guddi ko xalaataat bon doon na métti tamit doon naa toog fii jékki-jékki mu métti ma ni damay bàyyi ba mu yàgg may noo bàyyi ma jàpp parce que tubaab yi ñoo may gën a motiver ni ma li ngay def xamuloo ko mais jàppal bañ a bàyyi loolu moo indi suma yàgg fii ba ma am fi 27 ans. doxandem bi sakku ji xam-xam waaw mbaa xebuloo ko. day dagg loxo nag parfois nga jékki-jékki juum dóor marto bi sa loxo jooy après xam nga comme mag moom bu jooyee ay jooyam du yàgg nga làqatuwaat bon parfois aussi poussière bi moo gën a dangereux nag parce que poussière bi dafa nekk comme poussière boo xamante ni mën naa ni comme gaz la quoi mosoon naa si waxtaan ak benn médecin ma disait que ni bord de la mer boo fa nekkee surtout di ngeen di job ni de lekk gerte kemb lu bëri parce que lii du kii moo koy dindi du meew moo koy dindi donc risque la quoi risque la mais man dama am ay masque am ay verre dama koy jënd jaral na ma fay si xaalis ku ne xam na ma si loolu. di faral di ëpp lu ñu ñëw fii nag bon tubaab yi la ku ne xam na ko mun naa ni tourisme bi ñuy woon wax sax dinaa ko ci yokkaale tuuti tourisme ñun ñii ñoo jokkata parce que man damay toog ak kilifa yoo xamante ni bu ñu gisee keneen si mbedd bi duñ ñemee toog ak moom te dañuy ñëw toog man bu ñuy dem lañ may feeñ ni moom man la diw ma téye sama sikkim ma xam ni suñu borom am na lu ma may quoi ma sant ko yàlla. waaw mbokk yi nag defe naa ne ku wax ngor di nga wax géej ku wax géej nag faaw nga wax rocher te découverte bi ñu am tey mbokk yi ci suñu xarit bi nga xamante ne bii ñu ngi ko duppee it Picasso mbokk yi muy liggéey ci rocher yooyu nga xamante ne bi liggéey bi doy na waar waaye nag tey muy découverte bu am solo damay kontaan ci sama Valentin parce que nag bu tabaski bi di waaj a jot defe naa ne ngay xont
xar bi nga xamante ne bii moom nga yaakaar ne war nga ko mën a jox sa Valentine. di def ripaas bu baax. di ci def li nga xam ne moom mooy carton. kon nag dafa mel ni dafa nekk lu xew. macha allah waay maa fi gën a baax Valentin maa fi gën a baax chéri mais kontaan naa ci yow waaye sa découverte bi si kontaan naa ci macha allah. maa la gën a bëgg maa ngi profité. waaw di nuyu suñu kilifa bi. di la nuyu. di nuyu aussi tamit waa Ngor. parce que nit ñu mën a dalal lañ sànq ba léegi ñu ngi nekk ci ginnaaw di tooñ te ñoom. mais découverte bi dafa am solo yaa xam. lu tax parce que nit ñuy seetaan il faut que ñu xam benn mbir. nit ku def 27 ans ci liggéey ci loo xamante ne si daanaka nit ñi dañ la jàppe woon dof bi muy nekk foofu noonu ci Almadies amul woon benn hôtel 27 ans ci liggéey bi mu fay dem pratiquement ne da doon taxaw di seen ay zones yu sori autant y avait des Italiens ak tamit ñenn ñu nekk ci gouvernement bi ñoo doon ñëw di ko jënd si boo demee waa ji loxo yi dafa dëgër c'est normal parce que nekkul ne day teg brin bi am benn matériel bu mu ko ci dóoree ci loxoom la koy def je lui ai posé la question parce que nit ñi xam mais ne ko ndax lii du metti sa loxo mu ne ma boo demee ba tàmm ko dafa am benn technique boo koy téyee ba mu ne ma xanaa xamoo xeer dañ koy xolli musuma xam loolu. lépp technique la. lépp technique mu ne ma xeer bi dañ koy xolli. parce que xeer la boo xamante ne si bu fekkee ci neige Europe dara du koy yàq bu fekkee fii itam ci tawte bi. dafay yàgg. on a beaucoup discuté ci li ma ci jàng mooy lépp loo nekk na nga ci yàgg. ndax xewul dina la ci fekk. franchement ça m'a beaucoup étonné. lan la RTS di wax slogan RTS lan la. d'après toi je parle du groupe RTS. RTS. oui bàyyee naa la ko. c'est l'expérience. qui fait la différence. waaw loolu tamit dëgg la de. et puis 27 ans d'expérience. ma xool kilifa bi moom tamit lan ngeen xalaat ci ñooñu ngir ñu mën leen dimbali tas fi ñu nekk ñoom dañuy doxal tourisme sànq mu ngi koy wax. oui boo fa taxawee presque chaque 10 minutes wala 15 minutes 4x4 romb la gars yi ñëw jënd si ko est-ce que tamit yoon la ñu xamal nit ñi ne xeer yi dafa wute. man bi ma demee j'étais là mais j'apprenais. c'est une découverte. c'est une découverte comme ça tamit koy defee donc lan ngeen ci xalaat. en fait c'est que du xalaat lan lañ ci war a def. ak lan moo si war taxawaay bi en fait. xam nga sànq dañuy wax Ngor ci baatin. waaw si zahir si économie. tey yaa ngi génnaat beneen pàcc muy tourisme bi. donc destination Ngor yàlla daf ko suturaal si beaucoup de choses. maintenant bu ñuy xoolee Ngor si wàllu koom. boo gisee ñun ñu xaw a am sànq moo tax ma am mbégte si livre bi. waaw si waa ji di wax résistance. dëgg la mooy fierté bi ak dignité bi ñu am. ba du ñu yelwaan yi du ñu soxor du ñu iñaan. dëgg la du ñu kii c'est parce que yàlla daf ñu may xéwal bu bare. xeer bi si ngay tiimee pour julli. dëgg la. ci xeer boobu. xeer bi. waaw xeer bu ñuul boobu moom lañ la may nga tiim si julli. xeer boobu tey buñ koy sculpté yett ko. donc dafay wane ne tey ku toog fii xiif rek. c'est parce que da nga yaafus wala xamula richesse bi yàlla def si sa environnement. dëgg la. donc xeer bi sax dafa nekk loo xam ne koom-koom la richesse la pour Ngor. tout à fait soo demee ba mën ko yett. bari di si wone ay askan di ñëw di si gis seen bopp. donc nga xam ne yàlla dafa maye. donc ñun suñu taxawaay en tant que collectivité locale. c'est-à-dire dañuy def appel à l'État. sur la promotion des arts et de la culture. c'est pas spécifiquement promotion artistique bi. parce que dañ ko war a accompagner mais l'économie culturelle tey. dafa bari potentialité boo xam te ne mooy li ma la junj fii rek. Ngor mais surtout foofu dagguma la parce que boo seetee aar yi am fi Ngor yàgg nañ di ci fësal yëpp. ay peinture yu ko demee noonu. te Picasso day def peinture. nee na électricien auto la en même temps. mais wàllum yàttum xeer. est-ce que gis woon ni war nañ leen gën a mën a pousse parce que ñi nga xamante ne dañuy def géographie université Cheikh Anta Diop ñu ngi profité nuyu leen dañuy jàng loolu noonu. est-ce que du yoon tamit ñooñu noonu ñëw ñoo xam ne carrément li ñuy jàng pratique baa ngi nii lan ngeen ci gis. waaw mais moom laa lay wax nee naa géographie boobu ngay wax Cheikh Anta Diop. fii si Lamp Ngor la ñuy ñëwee tibb xeer bi pour mën ko gis. pour mën a jàngat déjà. d'accord. c'est pour wax rek richesse bi am si suñu environnement. moo tax ma ne l'économie culturelle état muy collectivité locale dañu war a accompagner les acteurs culturels. absolument. sur l'économie parce que dafa nekk richesse jaay destination te li nga xam ne moom la ñuy yore. muy aada muy lu ñuy yetta richesse ak lañ si mën a wax parce que ay kaddu mën na si génn si diggante xeer yi. bu baax ay kaddu bah oui c'est un langage. ay kaddu. di nga gis xeer muy génn la sonorité. fii dafa nekk dëkku cosaan. am na ñaari xeer yooyu jël di ko tëgg. mu am son bu mu lay génneel. exactement et puis message bu mu war a joxe. mooy kaddu yooyu ñuy mag ñi di waxante. xam nga
yàlla nañu yàlla dolli sutura. amiin amiin. et mooy sànq bu ñu wax ne. dañ leen di sécuriser. du teraanga la. dëgg la dañuy yor loo xam ne ëpp nañu doole. dëgg la dañuy soxla sax askan wi ñëw daal di ñëw jëriñoo ko mais ànd ak ñun. absolument pour ñu mën ko jëriñoo. ci naka parce que xëy na. dina doon beneen waxtaan bu bokkul ak découverte mais ci biir la. dañu xuus jàll dem ci biir. îles yi dafa bëri te wute ñoom ñëpp dañoo am benn nombre. te bu ci nekk tamit am na adat bu mu am. xam naa di nga xam li may wax bu ci nekk tamit am na bërëb boo xam ne am na lu mu denc. wàllum xeer bi tamit dafa wuy si boobu noonu nekk Ngor te boo seetee Ngor ñaar yooyu moo leen seq. ñaar yooyu noonu lan nga ñu ci mën a wax lan moo gasu suulu foofu. xam nga bu ñu wax îles yi. Mouhamadou. waaw. mim ba mooy maam Njare ba nekk Yoof. waaw. donc gis nga ba deel ba nekk ji Gorée. Mouhamadou mu nekk Baatin. xam nga bu ñu wax. fii gën a sorey si Afrique si fi gën a sorey si àddina fu jant bi di xam nga des fois suñuy wax ñi des fois dañuy jàpp ne ñun dañuy waxantu mais boo dégloo suñuy kàddu rek da ngay gis ne du lu ñuy yett dañ koy wax ak relax parce que loolu la ñuy gis loolu moo am ci foofu nag xëy na xam nga xeer woowu ngay wax donc ñu wax la xeer wa nekk si Medina dëgg la dafa bare ay tettal waaw yooyu noonu yëpp daanaka ay wuy si la mais man fi may jeexalee rek mooy xëy na li mu soulever débat bi la te RTS 2 ñu bëri dañ ciy jàng man mii dama fii ñëw di jàng mais liñ ci mën a wax rek as tuut débat mooy indi débat mais boo seetee wàllu bu ci nekk am na ku muy niroo Sénégal du ku muy niroo sax lépp loo gis lu dem rek dafay feeñaat fii Cheikh Omar Foutiyou Tall dañ ne il a disparu dans les forêts de ci kii rocher Bandiagara Xudar pareil mooy mbirum géej Limaamu Laay duñu wax keneen tamit mais pareil Cheikh Ahmadou Bamba boo ko teg Serigne Touba mais pareil ku ci nekk dafa am particularité bu garaaw absolument donc moo tax et dafa am relation bu am ak géej aussi waaw géej boobu noonu boo seetee par exemple boo demee jaar fi Serigne Touba jaar na fi El Hadj Malick jaar na fi mag ñu baax ñëpp jaar nañ fii si Ngor xam naa ne nag ñun dinañu gën a yaatal waxtaanu jëm ci li nga xamante ne bi mbokk yi moom mooy île yi nga xam ne dafa gën a taarul suñu dëkk te nag île de Ngor incha allah comme dañuy dem ci côté plage bi danañ ci gën a xuus bu baax a baax parce que foofu tamit am na histoire bu am importance boo xam ne ñun ñii di wax ak yéen ak téléspectateurs yi war nañ ko gën a xam waaye laata may continuer di bàyyi sama xarit Malcolm parce que sànq Picasso dafa am lu mu wax ma bëggoon cee xam dara mu ne boo nekkee di liggéey ci wetu géej da ngay faral di utiliser gerte et pourquoi waaw xam nga jamono ju ne ak la yàlla di wàccee xam nga sànq mu ngi lay woon màngu muy xeetu lekk ba nga xam ne jamono jooju moom ngay lekk pour mën a am ay ferñeent yi muy def ci sa yaram dëgg la jamono ji souvent nit ñi bu si wàllu nutrition da ngay gis nit di dem na banaana ak pomme bay waa ji di jaay fekk xeetu fruit bi jamono ju ne dafay am bu muy ñëwee dëgg la donc moom ci dañ koy wax ci wàllu lekk ak dundin waaw dafay nekk xalaatu artiste bi parce que artiste fa muy gisee ak fa muy déggee dëgg la dafay wuute ak nit naturel c'est vrai parce que cër la si cëru yàlla kuy créer mënul nekk créateur mais créateur la donc dafa nekk cër comme ni yàlla waxee ne sama 90 tours yi jëlal benn artiste bi mooy créateur boobu dëgg la donc dafay bari fu muy gisee ak su toogee ak nit simple du ko dégg waaw dafa am fi muy gisee ak fu muy waxee waaw fa muy waxee nit simple du ko comprendre effectivement mais waajooju tamit li taxoon ñu gën koo digtal muy lekk kemb boo seetee ñi nga xam ne dañuy tiim di raboter mooy bois bi pëndëx bi ciy jug dañ naan leen nañuy faral di naan meew d'accord maçon yi ak tamit ñi nga xam dañuy liggéey ci circulation comme fii ni mu mel nii dañ leen di wax bu ñu ñibbee ñuy naan meew mais moom dañ ne ko xeer boobu muy yatt dafa am lu muy génnee loo xam ne gaz la poudre boobu dafa diis meew mënu ko génne d'accord il faut kemb am na ay comme ni mu ko waxee ferñeent yu nekk ci biir mais nee na aussi day utiliser masque yu bëri waay waaw masque bi parce que kemb bi da koy allégé pour dire nee na moom dafa risqué li ko indi ci loolu yàlla rek moo ko xam donc mënatu ci génn daf ko risqué ce qui veut dire kemb bi da koy allégé mais n'empêche gis nañ ko mu yor masque tamit di jëfandikoo yeneen mais nit la koo xamante ne si yàllaa ko xiir ci loolu mais tamit di wax ñeneen ñuy liggéey ci yooyu ne xeer boobu dafa am gaz loolu tamit jàngat bu sori la moo tax mu waral mën a day jël kemb bi d'ailleurs man mii di wax ak yow xeer buy dund la maanaam waaw
xeer buy dund. D'accord. dafay am lu muy dégager. ok mooy tey boo xoolee pex mi nga am fii est-ce que am nga ko si feneen. waxuma ne pex mi gën. dëgg la. donc xeer wa dafay am lu muy dégager. très bien alors justement monsieur Samb parlons de xeer fii ma toog nii vraiment li ñuy wër nii yëpp ay xeer la ñu jël vraiment xam naa ne jëlee ko ca géej ga daal di koy vraiment orné fi nga xamante ne bi mooy rond-point bi ñu toog mu nekk aussi quelque chose que je voulais souligner par rapport ak découverte bi nga ñu indil tey. oui voilà boo bëggee tam mën naa bàyyi lii mais moo bi ma ci wax rek mooy. xeer boo seet li ñu naan doj xeer xàq la. waaw foofu nag dañuy am xeer moom leneen la moo tax. waaw xeer beneen mbir la. très bien da nga ma bëgg a yóbbu si baatin ba rek waaye dama bëgg a ñëw si saay ba parce que bëgg ci baatin maanaam. waaw léegi Malcolm on va terminer avec toi. waaw on va terminer. man li may terminer mooy. dama koy laaj bu fekkee amagoo xar. ki ñu woowee Daouda Ngor sànq ci moom laa nekkoon parce que sama Valentine. du n'importe quel xar xam nga nit ñi dañoo bëgg ay baleeg yooyu noonu. yu laaduma gi demee noonu. li ma war a indi léegi ci xar. yaakaar naa ni boo defu nag sa koñ ñëpp nga nar a may xar de yow rek ci war am xar. waaw mais dama ciy kontaan waaye tamit ñu joxe tamit benn message. à l'endroit de toute la population surtout des femmes. waaw macha allah yàlla dafa ne loolu farata la. waaw léegi dañu koy xar la daal ñeenti tànk la xam. waaw kon nag nañu ci monsieur Samb góorgóorlu am ci boo xamante ne bi mët na parce que ñun loolu lañ ci soxla waaye nag buñ ci gaañ nag suñu borom kër yeeg et cetera et cetera. foofu la erreur bi nekk de d'habitude. waaw xam nga tabaski. dafa nekk sunna. sang bi xam na li may wax. sunna bu ñu teg farita. waaw maanaam nit ñi dañuy dem ba dañ ciy ëppal. ok ëppal bi mooy ñëpp yàlla yemaalewul leen. dëgg la ñii dañu am ñii ñàkk. et ku ne yàlla mooy doxal wërsëg boo nekk ci yow. dëgg la kon nag. waaw la ñuy ñaan rek def si ndànk rek. waaw bañ a sonal sa borom kër. bañ a sonal sax sa bopp. dëgg la kon nag yal na yàlla xar bu la gën a duuf aussi gën la dangereux. am na ñoo xam ne bu ñuy noddu. waaw dañuy jooy am ñoo xam bu ñuy rendi xar. dañuy jooy lu tax. kii dafa adat lu waral nodd bi wuy si bi dafa mënatu ko supporter. dëgg la kii bu tëralee day xam ne lii bu amul woon yërmande yàlla man taaw la ñuy tëral kon kenn xaalam bi du am. kon Ismaël la ñuy yóbbu kon. waaw moo tax am ñoo xam ne fa la ñuy dem. alors ñu ngi lay remercier Malcolm c'est toujours un très grand plaisir te nag di kontaan ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne bi yaa ngi koy def ci Tam Tam Vacances parce que je vois que tu t'épanouis beaucoup hors des studios merci. mais c'est grâce à vous franchement j'en profite techniciens yi caméra woman yi caméraman yi tout le monde son lumière merci à eux tey bu ñu demee tey ba yegg si fii di wax même bu dee une minute ñu ñuy dégg du kenn mais ki branché fil bi ci micro bi ki la jox lumière bi la wax dëgg yàlla amuñu seen fay même waa régie ñu ngi leen di bëgg ñu ngi leen di siyaare Ngor waa régie ñu ngi leen di bëgg dégg nga na merci beaucoup Malcolm plaisir de te retrouver très prochainement mbokk yi ci beneen gox waaye nag du ma def rek lu dul daal di dem régie dellu siwaat recevoir tonton Lamine Ndiaye ci théâtre forum. Je me rappelle de ce jour où mon mari et moi donnions naissance à ce petit garçon adorable. Je me rappelle ce moment d'immense bonheur, comme une porte qui s'ouvre sur une vie remplie d'espoir. Alaaji, sa ndekki pare na. Au lieu de m'offrir ce café chaud là, tu ferais mieux. Je veux des enfants normaux. Allez, dégage. Ah, équipe poisse, équipe guigne. Tout ça, ma mère me l'avait dit. Vous n'êtes même pas capable d'avoir des enfants normaux. Maintenant, je sais ce que vous manigancez. Vous voulez me transmettre l'autisme, c'est ça? C'est ça que vous voulez? waa Awa kon yow li ngay dund sa kër gii ha sa feebaru nopp doom jii day bettu ma ndax li ma dégg nii rek metti na samay nopp waaye nag santal yàlla bi nga xamante ne ni neex naa fàcc. Yacine
yow de yow ko la joxoon Dakar sax doo ko macc. C'est pas grave. L'autisme n'est qu'un trouble du développement. C'est des difficultés à avoir des interactions avec les autres. Aussi des comportements répétitifs. Awa, sois forte. Sache qu'un instant de douleur peut mener à une vie de gloire. Mais comment peut-on vivre avec un enfant comme ça, dont le père n'est content de fuir sa responsabilité, me rejette? Rejeter? Awa, ne te culpabilise pas. Et puis, ce comportement de te sentir perdu peut affaiblir le moral de ton fils. Awa, bul def ni yow tamit. Mes sœurs, allons nous concerter. Oui. Notre amie Awa vit difficilement. Et c'est très dur. Il faut que nous luttions. Une lutte sans merci contre ce rejet au niveau des familles. Contre la stigmatisation et la démission de certains parents découragés. Nañu xeex ndaxte nag ku xeexul du am dara. nañu xeex waaye am na ñoo xam ni bari na ci ñoo xam ni sax xamuñu luy autisme. ba ñun ñii suñu biir te ñun parents yi ñàkk a xam boobu nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg. Et surtout le désespoir de voir ces enfants innocents promis à un avenir si difficile. Maintenant, en fait, il y a de cela quelques temps, j'ai suivi une émission à la télévision qui parlait d'associations et de structures comme le COPEX et le réseau Autisme Sénégal. Et cela m'a donné une idée que voici. Il faut que nous brisions les frontières qui existent entre leur monde et le nôtre. Et nous imprégner de l'autisme pour une bonne prise en charge du fils de Awa et de ses semblables. Pour ce faire, il faut que nous sensibilisions les populations et que nous nous approchions des familles et amis de ces enfants. waa mbokk yi nag dañuy dalal jàmm bu baax a baax tonton Lamine Ndiaye fii ci Ngor tonton Lamine maa ngi lay nuyu saa su ne dañuy am mbégte di feggoo ak yow aussi bien te studio ba que hors des studios waaye nag da nga ñu indil vraiment benn théâtre bu nga xamante ne bi buy comme théâtre yëpp buy xamale waaye rawatina bi parce que ça touche des enfants et une maladie boo xam ne li tubaab daan di wax naan peut-être méconnue un tout petit peu chez nous au Sénégal tonton Lamine. loolu dëgg la ci li ma ci gën a naqari sax. journée lañ koy jagal. wala semaine. mu yem fa. alors que l'année fait 365 jours. Absolument. Alors au lieu que ñuy toppatoo xale yooyu. ñu ci bari dañ leen abandonné ndax découragement. dëgg la parce que feebaru jeexi jaaxa la ci xel. da nga war a dëkk ak moom. da nga war a xool ay jëfinam. jàng ko ba nga xam ne nii daanaka war nga togg xelam ci sax xel pour mën a dund ak moom. loolu nag lu jafe la. mais quand même yàlla waxul kenn dara. te lay barkeel kenn xamu ko. dëgg la ku dul tukki nag doo xam fu dëkk neexee. waaye ñoom ñi war nañ leen may xel. bàyyi leen xel bu baax a baax te jublu ci ñoom. ndaxte kat ëllëg du añ du reer waaye lu mët a sédd la. waaw te muy dëgg nag monsieur Samb gis nga théâtre bi nga xamante ne bi moom la ñu indi li ñu naan théâtre ak leneen dafa war a jàngale sànq maa ngi koy wax muy benn maladie boo xamante ne bi xëy na Sénégal xamuñu ko torop waaye on voit des cas mais tamit am yeneen yu ci nekk yu ci génn. mooy que dafa am ay borom kër yu bëri yu nga xamante ne bi am na fu ñuy féetalee koo xam ne jur na doom yu mel nii. léeg-léeg di toog ci télé di ko waxtaanee. dafa ciy baax parce que yàlla daal mooy bind. te léeg-léeg mu am na mu bindee doomu aadama yi mais nee nañ da nga jur waay jàppal tey xëy na yàlla dana def saafara monsieur Somm. dañuy gërëm tonton Lamine. ak kii bi di ko dalal parce que xam nañ ne moom waa Ngor la déjà. parce que yendu na fi fanaan na fi. dëgg la donc bu tegee sax si fond musical bi Wasis. xam na ne xëj na
xam naa ne waa Ngor la. dëgg la donc dañ koy dalal. mais mu andi lu am solo. waaw gis nga àddina. yàlla bindul dara muy neen. déedéet. su bindee lu zara. lu bët dul gis am na njariñ bu mu am ci société yi. garab am na njariñ bu mu am ci société bi. mooy sànq ñu ngi lay wax xeer buy dégager ay mbir. absolument. yow soo demee ba nekk doomi aadama. tànn la juddu mel noona. yàlla moo nama yow nga mel nii. wallaahi. bu ko yàlla melee nammee. yow nga war ka nangu yow yaay ji wala baay bi wala société bi. parce que moment ba muy nekk xëj na si sa environnement wala si sa dëkkuwaay. am na lu mu lay andil lu bare. dëgg la. ma ngi dañu wax ne boo rombee armeer daf lay delloo si sa borom. dëgg la. soo rombee nit buy yelwaan daf la war a delloo si borom est-ce que yaa gën kii ba muy doxe nii. wala yaa gën kii ba mu mel nii. absolument alors donc. nit ñi dañ si war a mën a bàyyi xel ñu xam ne su yàlla wàccee benn doomi aadama. mu am mbindeef nu mu ko bindee parce que yàlla mooy bind doomi aadama na mu ko neexee. melokaan la rek quoi. waaw kon melokaan boobu. voilà nit ki waru si mën a kersaw da nga ko war a accepter. am loo si jàngat pour mën si dolli sa tawxiid mën si dolli sa kattan mën si dolli sa lu bari. très bien alors tonton Lamine. comment est née justement cette idée indi lii nga xamante ne bi c'est un message fort. bu ñu lancé aux populations. li ko indi damay liggéey yëg benn ndaw su am sensibilité ci l'autisme. d'accord. ndaw su chaque année la muy def. ci jàngoro ji. na mu ci bëree ni mu ci xeexee ngir rek nit ñi jublu ci. yërëm gone yi nga xam ne ni baat boobu sax ñoom dañ koy bañ. dëgg la parce que dañ leen war a jël dugal leen ci ñun. ah oui miinal leen waaw. ah oui suñ bopp parce que nit ki nga xam ne dafa feebar boo ko dawee. yaa ngi koy boddi ci biir xeet bi. dëgg la alors moom li mu ci liggéey dafa bari. chaque année mu woo ma ne ma liggéeyal ak xale yi ci wàllu théâtre. man nag ma xalaat ni liggéey boobu bala mu doon neex. mu won ma yoon wi nga xam ne moom la bëgg ñu mën koo togg. tabax ko ba mu yànj. ñëw teg ko. ci kanamu waajur yi nga xam ne ni ñoo bàyyi seen doom ngir ñu ñëw jublu ci liggéey bi ñoom it jàppale ñu ci. très bien loolu daal mbir mi demee. waaw ndaw soosu mi ngi tudd Nabou. waaw dëkk allée du Centenaire. ñoo ngi koy nuyu. waaw moom it mi ngi lay nuyu bu baax a baax. te yow coppeelam nga. en quelque sorte jërëjëf ñoo ngi koy sopp nuyu na bu la baax lool ak tamit RTS 2. parce que moom tànneef la ko def. très bien waaw ñu ngi koy nuyu di ko sant ci initiative bi. benn structure bu tudd waaw Tam-Tamal. d'accord waaw. très bien alors monsieur Samb gis nga nag façon yi je pense que dafay baax à chaque fois parce que sunu slogan ñun dañu ne encore plus proche de vous mooy dañuy bëgg saa su ne di gën a jege sunu population yi moo tax ñuy dugg ci quartier yi di sensibiliser nit yi et cetera parce que dañu ne Sénégal bu naree baax ñun ñëpp ñoo nar a àndandoo ñun ñëpp defar ko parce que gis nga gaal yi nga gis nii gaal gi lépp a ngi ci ñëpp a ngi ci te c'est ça justement qui fait le sunu gaal. monsieur Samb réew du dox ndari du waa réew maa ko doxal. dëgg la mooy loolu. waaw xam nga. booy seet si sujet bi ñu ma woon nii. waaw. à part conseil municipal dama nekk président des acteurs communautaires sur la promotion de la santé en fait. d'accord. muy bàjjenu gox yi relais yi ASC yi. ok yi xeex yenn xeetu feebar yi. tout à fait. ak promotion de la santé. donc moo tax lii dafay bokk si samay mbir. pour wax ne askan wi. dafa am taxawaay bu ñuy wax participation à l'effort du développement participation. participation du wax du xalaat mais ay jëfin la. dëgg la. dafa mel ni tey yaram. mu ne bu ñu jàppee digga bopp ba si tànk ba. lépp lu si nekk si mbir cër. dafa am rôle bu muy jouer. absolument. donc askan wi noonu la war a dëkkuwaay bi ak. tëralin bi. waaw ku si ne si ñun da nga am apport ak cër bi nga war a doxalee. absolument si société bi. tout à fait. moom mooy andi développement bi. xam nga sànq maa ne ak gaalu yonente yàlla noo. mu ngi ñuy jëbal jëm Ngor la terre promise. donc gaal gi buñ si bàyyee kenn rek. si biti rek mooy defuñu lu ñu war. waaw et puis nag fa mu war a jëm dafa jëm parce que sunu la ñu wax. gaal bu ñu wax sunu gaal. waaw kon dañ si wala yebale ñëpp. ñun ñëpp rek nañ ci dugg rek. àndandoo ñëpp yéeg si ñu ànd dem ndànk di joow di berse. waaw di
ndànk ba yegg fa ñu jëm mooy jàpp golo ci ñaay tonton Lamine. man nag yaa xam. waaw. ci biir sketch bi daf ci am loo xam ne nii metti na ma trop. waaw muy stigmatisation bi nga xam ne nii moom la ñu def jigéen ñi ci jigéen ndey la. jigéen mooy sukk jur. wallaahi ne kii maa ko jur. wallaay dëgg la jigéen yàlla daf ko sargal. absolument jigéen yàlla daf ko suturaal. mais fu métti yu demee nii wala ji jaax am ci kër gi rek. waaw ñu joxuñ ko. ce qui est dommage mais je pense que tonton Lamine fi ngeen teg seen loxo foofu la toujours di ñëw ci ay parce que théâtre yi nit ñi dinañ ko téye. donc je pense que ça permet aussi quelque part de diriger un peu les populations par rapport à certaines valeurs. En tout cas tonton Lamine dañuy kontaan. saa su ne ci la nga ñuy indil parce que théâtre bi tamit bokk c'est une forme aussi d'éduquer les populations. ñoo ngi la ci gërëm di la sant bu baax a baax a baax di am contentement incha allah di la retrouver waat ci beneen gox parce que théâtre forum bi dafa bokk ci Tam Tam Vacances. tout à fait sa dernier message. jërëjëf sama dernier message mooy parents yi nga xam ne nii dañuy daw seen responsabilité. waaw ci yu mel nii. dafa jaaduwul. déedéet nañ ko xool ci seen bopp ñoom. ba ñuy njëkk ci àddina. ba ñuy nekk way jur. fi ñu jaar bari na. te taxul woon kenn fàtte leen. dëgg la ba ñu doon li ñuy doon tey. dëgg la nañ fàttaliku ne. yàlla waxul kenn len. dëgg la dëkkulul kenn fenn. dëgg la lépp lu nit yi nekkee muy jafe-jafe yi. bu ñu góorgóorloo daañ ko mën a dindi. dëgg la waaye fekk ñoo ngi ci dugal métit. waaw ak yeneen yoo xam ne yu ci bokkul la. des ginnaaw rek la ñuy def. en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax mag mat naa bàyyi cim réew la nga ñuy indil saa su ne dañu ci jëriñoo bu baax kon nag mbokk yi duma def rek lu dul daal di dem régie dellu si waat xool nag sama xarit Didi fan la féetee parce que nag météo dafay am solo lool pour ñu xool ndax Dakar dana tawam déet en tout cas daal ñoo ngi ñaan mu xaw a taw ndax peex mi xaw a ñëw tuuti parce que nag dans la journée il fait vraiment très chaud à Dakar madame régie dellu si waat. waaw sama xarit Didi la grande Saint-Louisienne Khady yow de quel côté parce que je ne sais vraiment pas fan nga nekk nii Khady. yaa xam maa ngi nii si rond point bi tey nag yow yaa nekk sama ginnaaw man maa ngi sa kanam. au moins. waaw au moins tey moom yaa nekk sama ginnaaw. waaw Khady. waaw maa ngi lay fay di nuyuwaat encore sunu xaritu gendarme ak sécurité bi nekk de ce côté là ngir aar kaaraange ñëpp ñi nga xamante ne bi ñu ngi jaar ci côté yi Khady Didi tey temps bi lan la ñu wax Khady. tey temps bi nee nañu suba. incha allah matin bi dinañ am 26 degrés si Dakar. midi bi mu nekk 29 degrés. waaw soir bi nag ñu am 27 degrés. dinañu am tamit niir donc mooy dinañu xalaat ne mën na taw. waaw ñu dem Diourbel. Diourbel tamit matin bi dinañ fa am 24 degrés. bu demee ba midi mu nekk 35 degrés le soir mu nekk 28. très bien. ñu dem Linguère. matin bi nekk 25 degrés. midi bi 37. soir 31. Saint-Louis moom tamit matin bi dinañ fa am 26 degrés. midi bi mu nekk 30. le soir mu nekk 27 avec un ciel couvert. Kaffrine. matin bi ñu am fa 24 degrés. midi 33. soir 27. Ziguinchor matin bi ñu am fa 24 degrés. midi nekk 30. soir bi nekk 26 foofu tamit yaa xam dina taw comme toujours. oui Ziguinchor. waaw Matam matin bi dinañ fa am 27 degrés. bu demee ba midi ñu am 36. le soir ñu am 32. Matam nag yaa xam guddi gi dina tàng lool ndaxte 32 degrés bëri na. oui. Kédougou matin bi nekk 24 degrés. midi 29 soir 25. très bien. Thiès matin bi nekk 24 degrés bu demee ba midi ñu am 33 soir bi nekk 27 foofu nag ngoon si dina am féex. d'accord. Kolda matin bi nekk 24 degrés midi bi nekk 30 soir bi nekk 26 foofu tamit dinañ fa gis orage. Sédhiou matin bi 24 degrés midi bi 30 soir bi 26 foofu aussi yaa xam taw ba dina fa feeñ. d'accord. Kaolack matin bi nekk 24 degrés midi 33 soir 27.
Tamba foofu lay jeexaleeg yaa xam. waaw matin bi nekk 24 degrés. bu demee ba midi ñu am 32. le soir mu nekk 27. très bien yaa xam fii laay yem ak yow. ba suba ci yeneen prévision météo. waaw Khady kontaan naa te nag comme sénégalais Dakar waay surtout. ñu ñaan rek mu xaw a taw tuuti bu ko defee mu xaw a féex. xam naa ne nag waa Ndar ñoom xëy na féex ma wala tàngaay ba rek ma nga fa. Ndar mën nañ ne Ndar ak Dakar pratiquement ñoo yem climat. c'est le même climat tàngaay bi moom xam naa diggu bëccëg bi moom dina tàng. mais bu demee ba guddi dina féex comme fii ñu nekk nii ci Ngor. exactement xam nga guddi gi mi ngi nii am na féex. waaw en tout cas Khady Didi maa ngi lay remercier bu baax a baax di la jox rendez-vous suba incha allah ci beneen gox fii ci Ngor pour beneen bulletin météo merci beaucoup Khady. merci Yakham à demain incha allah. incha allah kon nag dama def rek lu dul mbokk yi léegi nu jeexal émission bi ma bàyyi nag kaddu gi dans quelques instants suñu invité waaye laata loolu ma remercier tonton Lamine Ndiaye. maa ngi lay remercier encore une fois di la ñaanal rek saa su ne jàmm ak salaam di la ñaanal gudd fan ak vraiment toute la famille c'est un énorme plaisir. we love you too much. Marie yaa xam maa ngi la koy ñaanal bu baax a baax. merci beaucoup di ko ñaanal équipe bi yëpp. amiin merci beaucoup. alors monsieur Beytir Samb mbokk yi may fàttali nag moo doon sunu invité tey nekk conseiller municipal fii ci Ngor ñu ngi lay bàyyi nag nga tëj. xëy na ak message xëy na ak un message très fort surtout à l'endroit des populations yi nga xamante ne bi ñoom ñoo ngi ñuy seetaan pour ñu mën a tëj émission bi laata may recevoir nag vraiment ñi nga xamante ne dañuy defal bongo monsieur Beytir Samb. waaw gannaaw bu ñuy santé RTS 2. et di sant aussi tonton Lamine. ci li nga xam ne andil nañu ko. dëgg la. dafa laal ñaari pàcc. muy doomi aadama bi juddu te tànnul xeetu nu mu war a juddoo. dëgg la. ak yaay ji ko jur. suñu wax jigéen mooy jiwu bi gën. dëgg la. yow nga fas yéene fa dem jiw ji. mu am le meññeef bu mu la andil. nga bëgg a am noo koy te jigéen rôle bi mu joué ci société bu góor feebaree jigéen moo koy jàppale ci kër. c'est énorme énorme. jigéen su toggee jigéen la yàlla def moom kese moo mën a ëmb. dëgg la. góor mënul ëmb. déedéet. góor mënul wasin. xoolal diggante ëmb doom ak wasin. doy na waar. yow kii andil la teraanga bi muy doomi aadama. teraanga bu rëy. bu rëy. am ñu ko soxla mënuñu ko am. yow nga jàpp kooku di ko toroxal ba xamul nan fan la war a teg tànkam donc nit ñi war nañu mën a dellu si bu doon suñu waajur la bu doon suñu jabar la bu doon suñu rakk bu jigéen la bu doon. souvent buñ ko xoolee noonu dinañu mën a moytu lu bari di toroxal jigéen. dëgg la. jigéen moom moo yëkkati l'islam. très bien. loolu nag li si nekk dafa bari. waaw dafa bari ba mënuñu ko wax yëpp. c'est-à-dire lii dafa am solo. waaw. surtout message bi théâtre bi dafa am solo trop. très bien mais bu ñu pour tëj. dañuy sant waa Ngor. waaw di sant ñi dëkk Ngor. dëgg la. xam nga. damay wax souvent am naa chance dem Médina. am naa chance dem Makka. macha allah macha allah. soo demee Makka. ak Médina dañu ne Médinatu Munawwara. yonente bi dafa ànda ak waa Médina ñu boole seen xam-xam daal di développer Médina. Makka ba mu dëkk. Médina gën ko leer. kon ñi dëkk Ngor. ak waa Ngor bu ñu àndee. leer gi dafa nay. dafay naa fànga danaa jay si kaw. ñu war a bokk ndey bokk baay. jàppale te ñu xam ne aw askan lañu. dëgg la. tànneef bi ñuy mag ñi tànnal gox bi. du pour ñun rek ñun askan wi. ñun ñëpp ñoo ko moom. absolument et ñuy ñaan état mu gunge ñu. dëgg la parce que gis nga ñu si suñu wàllu environnement. suñuy xeex feebaru sëxët. ñu ne dëkkuwaay bu xat ak richesse bi ñu la wax depuis sànq si Ngor. jàpp naa ne. tey état war nañu mën a gunge. askan bi gunge seen bopp. très bien très bien pour ñu mën a développer. li duuf ci nag wi daal. waaw xajul ci cin li waaye nag dañuy wéyal suñu waxtaan ak waa Ngor incha allah parce que am na encore quelques jours yu nga xamante ne bi RTS 2 Tam Tam Vacances dina fi nekk ak waa Ngor ñi ngi gërëm mbokk yi di sant bu baax a baax suñu invité di monsieur Beytir Samb conseiller municipal waaye di gërëm aussi monsieur le maire parce que monsieur le maire moom mi ngi ñuy accompagner boobu ba léegi mbokk yi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp saa su ne dama koy wax sama liggéey moo ci gën a néew
maa ngi gërëm toutes les équipes techniques dama koy faral di wax bu ñuy génn c'est le groupe RTS mooy génn avec mais vraiment beaucoup de matériel tout simplement pour gën a jege sunu ay population mbokk yi ñoo ngi ciy gërëm ci biir loolu monsieur le directeur général de la RTS monsieur Racine Talla ak ay directeur am di ci gërëm bu baax a baax suñu directeur monsieur Omar Ba waaye di béral aussi ngërëm ki nga xamante ne bi moom mooy madame Fatou Dieye fàttewuñu Evelyne Ndiaye bi nga xamante ne bi moo nekk service protocole parce que saa su ne du ma mën a lim ñëpp waaye daal dinaa góorgóorlu ba ci étape yi may daal sërëxal ay tur maa ngi vraiment sant képp ku nga xamante ne bi saa su ne da nga ciy jàpp bu baax a baax mbokk yi di bàyyi suñu xaritu bongo maan yi ñu daal di terminer waaye laata loolu aussi may sant ki nga xamante ne bi mooy madame Petite Tête kooku ku ne xam na ko muy madame Awa Ndaw Sarr numéro téléphone am 77 639 69 41 tey wax naa Evelyne Ndiaye waa ngi gërëm aussi ñaari jigéen ñi nga xamante ne bi ñoo ngi góorgóorlu bu baax a baax kenn kaa ngi nii ci wet bi muy madame Mahfous di Ndeye Anna Seck waaye tamit Ami Collé tamit kenn demul mu des nee naa leen chaque jour danaa sërxal ay tour André ngi nii taxaw Ablaye Mar kon nag beneen jour man duggal yeneen i tour ñoom Pape Kane ña nga ca nu mu tuddati kaar yi danaa sërxal ay tour chaque jour Mansour merci beaucoup Sabasi xaw ma fan la nekk ci côté yi mbokk yi maa ngi leen di jox rendez-vous incha allah suba pour beneen émission toujours sur la RTS de Tam Tam Vacances toujours fii ci Ngor ak yéen yàlla na jàmm yàgg ma bàyyi leen ak sunu xaritu bongo maan yi bu ko defee ñu xumbal mu neex à très bientôt et surtout bonne suite des programmes sur la RTS 2. sa kaw a kaw yéey RTS nee leen RTS xolal télé bi xaw ci jamono RTS sa kaw a kaw yéey yaama mu yaayam baax bu ko yéene fande moom dana reer ba de sal ñamali maami njëkk yaama xolal maakale bi maakale baa dañu mbale yaa xaw ci jamono yaa fi liñ baaj yaa defar jamono yëngal jamono moom la la xamee yaama soo tëddee nelawal sa ginnaaw bandang kay ko somel ba mu neex la doo fay dara lekkal naanal yaa xam ba sam ñamal maami njëkk consommation bi seegara bi wit su bare moom saful suukar saful xorom kaani kese la xoolal am na lu fi xew man dinaa ko wax loolu lu mu décce am na lu fi xew man dinaa ko wax loolu lu mu xoolal ne ko aawo mooy laadum ñaareel bali ñetteel mooy mbay ñeenteel mooy mbote xoolal ndam dafaar ke be meer ku ma sa xasi Luga ku ma sa xar gini yëpp door man dinaa la way jàpp sa fulla jàpp sa fayda lu ma si gooye gar ko man dinaa la way